Yeah, we'll rap. We're back. Rock the rock, we'll rap. Get into the sea. Got that music. Whoa, yeah. KK, my nigga. Whoa, rap. Yeah, the G label. What? Oh, Taliban maramara. Sumulu tak maramala. Budaya khara maneti yow. Kenna tak maramala. Badu borom jassi ji amna ñu gëm ni framala. Fok wa Tel Aviv du li day fete xamala. Budé sa ex back la won day ji sa far bi xamala. Suñu xamala. Sikar pour bi julli subhanallah. Elti mo ma teacher rap class and foka ni kanala. Di wo double fuzzle bi dew fakke na fo ozo. Man damay def carrière yow da ngay tour dakk fo buzzo. Ayo music sa public dafa ci sowal miski jox leen mystery bàyyi mystique. Impact ba léegi mi ngi intact. Soxla wut sa contact. The best bi day contact. $1 million flow daddy. Tête baa ngi flow daddy. Public baa ngi wait lu hard. Bul fële fu low baby. International real MC du buzzu internet. Am promotional mbedd flavor du doosu intellect. Jox ko centre bi bitch boobu du ma sa door ko centre bi tëj boobu du ko ci dimbali. Rally piano man du ma sa singali. Du ma singali. Danga dellu sa pooju nday joobaat sa singali. Kamikaze gëmu xës. Déglu fu sa jëmu tuus. Yoon we bëri xam-xam. Ku ma teel a xam di nga jënd tuus. Jaar naa ci du ma bënd close. Man ki la bi lay def. Du ma ci góobe gaal. Du ma tiit. Du ma xaase. Yes sir. Natural mistake. Okay. Continue la saga and the mission undercover. LG love, killer like New York love over.
Diw pot ma goppa just to give my popper kenn du xëccoog man I'm like a new Casanova lii de sapa religion la diw Casanova killer is not real just a diss way like a generation that you ma doon disrespect ma delloo leen ci mbedd ñu dellu del some crack jënd sama bëm te du doogay feel some track li may teg dafa deep nga ci seen intérêt ñun la public bi di xale ñu ngay seen tere avec the hood la ñuy ñetti gis nga ni ñu seen pere ñooy ak seen pere te doon ñu seen tere lyrical doctor ci mbedd bi di faj seen pere ñoom ñi ma bëgg a tax wax leen dañuy son ay mbégal la ñu yor ma yor aar lay da big son yëkkati sama hood mën ne maar la yaa king son may flow lu hot ba ma ne kili fàttaat donte sama xali moo du tapp jili baxtaat dinaa try again ba sama pili tàggaat yow fu yàlla nekkul maa nekk kon dara newu fa wëral sa ngëm-ngëm ba gis ko ba noppi weeru fa man sama wësi la jox na ma weer ak wësi fa dëgguloo ma àdduna ak lépp li tegu lu si fa killer 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 yee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen char di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaro di leen bégee di leen toccamiko di leen diwoo di leen saafoo di leen raayoo di leen parfumé woo point man la Mollah Morgun seen xarit seen mbokk sénégalais yes sir tey moom dañ kontaan quoi c'est l'anniversaire du combattant du vaillant combattant Ousmane Sonko moo waral live bi quoi you know parce que ku ñu war a delloo njukkal la quoi dañ ne ko amul wéeruwaay neexu bu max waaye nit tamit da nga am foo wéeru quoi foo gëm wéeru fa nekk fa xam ni fii nga nekk nii gëm nga ko quoi yaa ngi ci gis sa bopp yaa ngi ci yëg sa bopp loo nekk te yëgoo sa bopp bàyyi ko yeah ñun on remercie vraiment Ousmane Sonko ci combat am ci loyauté am ci taxaw bi mu taxawu Sénégal contre vents et marées ñu ngi koy ñaanal déjà bépp sénégalais bu bugg avancement bu bugg réew bu dox bu bugg réew bu tegu ci tànk émergence bu bugg réew bu dëggu bu bugg réew bu jub ñu ngi ñaanal Ousmane Sonko le vaillant patriote combattant révolutionnaire happy birthday ñu ngi lay ñaanal jàmm yow Ousmane Sonko wér gu yaram gudd fan ak wér mucc ak muccule yàlla sàmmal la boppam aar la taxawu la musal la ci cat ci làmmiñ ci musiba ak balaa ci pexe noonu yàlla dëgëral la ba nga xam ni seytaane du mun dara ci sa xel du mun dara ci yéene gu rafet gi nga yéene Sénégal yàlla dem jàppale la ci ba lépp mat ba mu def la 5e président nga vraiment defar lépp li nga bëggaloon Sénégal lépp la nga yéene woon Sénégal nga defal ko yàlla la yàlla defal jàmm wér gu yaram gudd fan wér yàlla gën a leeral sa xel yàlla gën la teg ci yoonu njub ja nga nekk gën la teg ci yoonu te yàlla mooy baaxal kum baaxal nga baax yàlla la yàlla baaxal yàlla la yàlla dëgëral sa taxawaay waaw àndal ak yàlla rek àndal ak yàlla bu mettee àndal ak yàlla bu neexee àndal ak yàlla bul ànd ak mukk seytaan malgré lam yor malgré lam am malgré oto ya rafet ya malgré kër ya rafet ya malgré jigéen ñi seytaan ya yi rafet ya malgré leneen ak leneen ak leneen desal ak yàlla rek desal ak yàlla rek desal ak yàlla rek donc Ousmane Sonko ñu ngi lay remercier bu baax di la sant di la gërëm di la wax ni man Mollah Morgun au nom de tous les patriotes sénégalais au nom de képp ki nga xam da nga bëgg sa réew fonk sa réew naw sa réew jiital say intérêt réew ñu ngi lay remercier di la sant di la gërëm bu baax ndax sincèrement fépp fi nga xam ni askan wi soxla na la taxaw nga fa zircon bi bu ñuy jooytu zircon bi Ousmane Sonko bàyyi nga lépp ñëw taxaw ci mbirum zircon fekkee nañ ko on était au Sénégal gis nañ combat bi daje nañ ci combat bi bu ñuy wax waxu franc CFA ñëpp di daw taxaw nga wax ci sa position te sa position mooy position wu Kémi Séba
mooy koy position Guy Marius Sagna mooy position Nit Doff Killa mooy position Mollah Morgun mooy position Gaston mooy position bépp patriote mooy position Karim Xrum Xax mooy position bépp patriote ñu gisaat la foofu nga taxaw sincèrement yow rek lañ fa gis nag bu ñuy waxaat esclavage ci Libye gis nañ la nga ñëw taxawaat foofu suba ba guddi ñu nekk ci même terrain bi nga taxaw suba ba guddi di rayante wane nga daal sa péete nëbbutuwoo dafa mbirum naafeq féete fii farfële comme ni ñu ko xamee ci yenn sénégalais yi la majeure partie wane woo loolu wane nga ngor wane nga jom wane nga fulla wane nga fayda waaye wane nga tamit sa péete ndax ñàkk péete day xañe wërsëg ñàkk péete day xañe wërsëg parce que ñàkku péete day wane naafeq kenn xamul fu mu féete képp koo gis mu ne xaw ma fu mu féete fenn wala aw ma fu mu féete naafeq la naafeq kenn mënul xam fu mu féete waaye nit ku baax nit ku dëggu dafay am fu mu féete soit nga féete ci seytaane wala nga féete ci yàlla kese moo fi ne nga féete ca yàlla wala nga féete ca seytaan mais ñaari mënoo teg fii sa tànk teg fee sa tànk loolu amul ça n'existe pas moo tax amul kenn koo xam ni soit da ngay dem ajana wala nga dem safara loolu mooy lu nekk te loolu lépp dañ koy liggéey lu tax nag ñu ñëw taxaw di def live pour Ousmane Sonko spécial parce que Ousmane Sonko dafa won benn spécialité Ousmane Sonko dafa wone ni denrée rare la Ousmane Sonko dafa ñëw ci suñu société fekk mu nekk société bu yàqu société boo xam ne xol yi dañoo ñuul kuk lëndëm crise nit yi xol yi wow lool ba ndox ma ca yërmande ba jeex tàkk ci xol yi nit yi ñàkk ngor boo xam ni lekk sa fàdd seen frère sax soos ko lekk ko sax mun nañ ko def da nga ñëw ci jamono ji nga xam ni politiciens yi dañ leen jàngal lenn violence vol viol violence vol viol violence loolu la leen politiciens yi jàngal da nga ñëw moment bi nga xam ni fekk ab Senghor sàcc alalu réew mi yëpp jël Abdou Diouf teg ko fa ak doole Abdou Diouf ñëw Senghor ñëw éliminer Mamadou Dia Senghor ñëw éliminer Cheikh Anta Diop Senghor ñëw éliminer Blondin Diop Senghor ñëw éliminer waa PAI Senghor ñëw wane kàcc wane sàcc wane vol wane violence wane maanaam lépp lu bon Senghor wane na ko jël fii sam Abdou Diouf bàyyi ko fa dem tëdd nalaw Abdou Diouf ñëw def benn continuité moom tamit OTD Ousmane travaille pour Diouf ñu taxaw ñoom tamit indi seen gang sàcc lu ñu yor saax-saaxe suñu kër yi saax-saaxe terrain ya mais terrain jamono jooju ndeysaan terrain aka yomboon fépp terrain la woon Sénégal ñëpp dëkkuñu woon ñu ñëw jël Sacré-Cœur saax-saaxe ko may ko seen i jeeg-yeeg yooyu ñëw jël Wakaam sacrifié ko ñëw jël feneen ak ñe sàcc alalu réew mi ba mu jeex tàkk ab muy Abdou Diouf Abdoulaye Wade di ñëw jël ñëpp amoon yaakaar ci moom bu muy taxaw stade bi dafa fees del mel ni match football mu juré ñëpp foog ne day defar gis nga fu mu mujjee fourage dali xëddeen ci ay sàcc ci ay luubal ci ay détournement ci ay détournement ci ay vol ay viol ay violence kese tëj kaso génne affaire banditisme d'état extraordinaire banditisme d'état ci te ku ci nekk nag am nga ay crimes yu nga def am na ñeen ñu nga rey ñi nga tëj leen kaso ñi nga rey leen ñi nga posone leen ñi nga créé ay accident ñoom ñëpp fourage dali xëddeen Macky Sall ñëw bu Macky Sall ñëwee ñun ñii ñëpp votel nañ ko ñun ñii ñëpp man votel naa ko keneen ak keneen votel nañ ko première fois bi ñuy xeex Abdoulaye Wade tout sauf Abdoulaye Wade lañ wax ñëpp votel nañ Macky Sall bépp sénégalais deuxième tour Macky Sall nga dem votel 80% ya mu gagné Macky Sall ñëw def continuité tas yaakaaru jaam ya Macky Sall chaque jour que Dieu fait scandale chaque jour que Dieu fait détournement chaque jour que Dieu fait vol chaque jour que Dieu fait violence chaque jour que Dieu fait viol violence
kese vol violence vol violence askan wa fu nekk nii bëggatuñ dara ca réew ma dara jeunes yaa ngay bëgg a dee ak coono xale yi jigéen yaa nga sonn bay bëgg a dee jamono ji koo ci gis ma ngay dangi dem ci sa far di wër pour mu may la yaa ngi rayante pour sa jëkkër jox la nga jël tiisi sa jëkkër a ngi rayante pour am xar pour jox la tiisi pour jox la leneen daj gu ñuy daj ci kaw suuf mburu sax du ko daj ci fuur sénégalais daj gi ñuy daj ci kaw suuf mburu daju ko ci fuur kër goo dugg 90% jeunes yi wala 100% jeunes yi ñëpp dans l'informel lañ ne kenn état bi rengagé wu ci kenn joxu ci kenn liggéey koo ci gis menuisier looy liggéey menuisier looy liggéey maçon looy liggéey tôlier looy liggéey ferrailleur looy liggéey soudeur looy liggéey taxawaalukat looy liggéey tekkatu caayin kese moo nekk ci koñ yi kenn demul ñoom ñu ngi ñay romb ak villa verger voiture waaw yor seeni passeport diplomatique soxlawuñ sax ay visa passeport diplomatique villa verger voiture di ñu violer di ñu voler di ñu dóori violence ñoom ñëpp am alal gudul jeex nangu terrain ya tabax ca donc une suite logique ci depuis Senghor ba Macky Sall warul bett kenn parce que même politique la même politique Senghor moo leen defar ñoom ñëpp Senghor moo leen defar ñoom ñëpp koo ci gis Senghor moo ko defar ak ay parti yu ñu àbb PS le socialisme PDS le libéralisme buñ jógee foofu dalaat ci Macky Sall muy wax moom nee na républicain la il sait même pas ce que c'est le républicain maanaam moom libéralisme c'est le libéralisme toujours ab ay parti jàmbur indi des clivages politiques traditionnels li nga xam dafa yàgg fii nii clivage politique traditionnel yi ñu jëlee ci ñeneen parti de gauche parti de droite mooy yi ñuy wax rek parti de gauche parti de droite libéralisme socialisme démocrate républicain conservateur marxisme loolu lépp c'est des partis yoo xam parti ab jël yëfu jàmbur te xamoo ci gat xamoo doctrine yi xamoo lan sookul yi xamoo lan dara xamoo ko ci tous rien naara xamoo ko ci topp ci benn mbir boo xam ni maîtriser woo sax loolu doo ko sax doxee boo seetloo ñii nii nag dañoo wowal xolu sénégalais yi ñii nii may wax nii Senghor à Macky Sall dañoo tas yaakaaru sénégalais yi dañoo toj xolu sénégalais yi ba sénégalais yi dañ leen a sàcc traumatiser leen ba nga xam ni dafay mel ni benn gel bi am premier faram muy Senghor mu jàpp ko di wulli di tulli di ndulli di wulli di tulli di ndulli ba muy bëgg a dee mu bàyyi ko mu toog ci koñ ba Abdou Diouf ñëw ne ko man mii lay xam naa la nga daj Senghor tuuti mu ray la mais man moom jàppal ni sa metti jeex na dinaa la defaral dinaa la tabaxal dinaa la may oto dinaa la jëndal yére dinaa toppatoo sa yaay dinaa toppatoo sa baay gis nga yow tey jii lu ngay daj léegi buñ nekkee nii di nga dund àjjana ci kaw suuf et cetera mu ne ko ñëwal Abdou Diouf ñëw toog Sénégal mooy gel bi de jàpp ko wulli ndulli yokk ci tulli wulli ndulli tulli buli wulli ndulli tulli buli bule wulli ndulli tulli bule wulli ndulli ba Sénégal ne mbas gel bi Sénégal ne mbas ne mbasar toll ci nag ci dund ak dee muy Abdou Diouf Abdoulaye Wade jógee fële moom waaw gis naa li vraiment la Senghor def la Abdou Diouf def metti nañu lool vraiment xam naa ni sa xol toj na xam naa ni fu mu nekk ni bu ma la woon sax dama laa nopp nga ne dama lay nax waaye day vraiment yàlla xam na ni dama la bëgg yàlla xam na ni dama la sopp waaye yàlla xam na ni dama la naw yàlla xam na ni vraiment si tu étais une fleur je t'arroserais avec de la limonade bien fraîche
vraiment le cœur a ses raisons que la raison ignore mais nag jàppal ta chevelure ta nangam Sénégal nag di gel bi di ree même bu dee nax sax foofu la ko dóore même bu dee nax sax neex na waaw mu ne ko nag dama la bëgg a gérer bismillah Abdoulaye Wade di ñëw jël gel bi jàpp ko di wulli di tulli di ndulli di wulli di tulli di ndulli di wulli suba ngoon guddeeg bëccëg wulli tulli ndulli gel bi nag mooy sénégalais yi jàpp ko dóora dóor boole ñoom ñëpp nag boole ci di ko tëddee nag ba mu ne pasar yoween ya daanu taat ya ras mu wow kongu ba faaram yi sax di génn ñi ñëwati nag Abdoulaye Wade bàyyi ko en ayon ñu ne wóob doomu Abdoulaye Wade di ñëw salaamaaleykum na ngeen def xam naa ni bu ma ne damaa bëgg ma digga ne laa ilaaha illallaah sa yaakaar tas na sama grand yi liñ fi def sama ñoom papa liñ fi def vraiment rus naa loolu xaw ma daal lan laa def mais man gis naa sama papa lim la def Abdoulaye Wade sama papa lim la def ni mu la toroxalee nam la wullee nam la tullee nam la ndullee loolu yëpp gis naa ko mais man doomam man Macky Sall dinaa leen taxawu dinaa la jàppale dinaa la dimbale dinaa la sàmm même sax xoolal dinaa la jox sama xol nang mu ñàkk jom Sénégal ba de mooy jigéen ba de waaw ñëw bisimilah bu dee ay naa sa neex na man daal dimbale ma rek ni la sa papa def Abdoulaye Wade sa papa Abdoulaye ni mu ma def metti na ma lool ba léegi mi ngi sama xol bii gis nga ni ma sa maam Senghor def metti na ma lool ba léegi mi ngi sama xol bii gis nga Abdou Diouf ni mu ma def sa papa Abdou Diouf metti na ma lool mais nag dinaa la jox benn chance mu jàpp ko moom tamit Macky Sall jàpp Sénégal gel ba di tulli di tëddee di wulli di tulli di ndulli tëddee wulli tulli ndulli tëddee wulli tulli ndulli tëddee ba gel bi ne mappaaral mooy premier tour ba premier mandat bi mu ñëwaat encore ci deuxième mandat bi ne ko non loolu yëpp maa ngi jéggalu baal ma àq li ma la defoon maa ngi jéggalu vraiment erreur la woon nangam yoo ñu joxaat ko deuxième mandat muy jeerawaat gel muy Sénégal fu nekk nii maa ngi koy wulli di tulli di ndulli di wulli di kajj di bule di joggi di wulli di tulli di ndulli ba gel bi fu nekk nii instant yi nii Macky Sall mi ngi ci léegi mu jeex léegi moom mu bàyyi gel bi parce que bëggutul dara gel bi ma iri la ko def allo kaay maa ngi nii laal dóor kajju suqi muqi tulli ndulli mbëkk bàyyi mu dem ci loolu la niveau boobu la sénégalais yi toll gel bi foofu la toll léegi nag Sonko moom gis na lépp noonu la mel de ñëw di wax gel bi man dey sincèrement xam naa ni de Senghor à Abdoulaye à Macky Sall lu ne daj nga ko problème bi nag mooy nan laa la mun a gëmloo ni man damaa jóg pour takk la ci siraatal mustaqim teg la ci yoonu développement defaraat la lépp sa ween yi nu mu daanoo nii ma defaraat ko ba mu dellu sa taat yi na mu tasee nii ma delluwaat ko ba mu dellu sa ni nga woowee nii ma joxaat la engraissé la ba sa yaram taxawaat sa teint génnaat est-ce que kooku dina mën a gaaw a gëm Sonko est-ce que kooku noonu gel boobu ak situation bu mu toll waaw Sénégal bi gel bi Sénégal population métaphore bu laay def nii métaphore faut ngeen comprendre est-ce que kooku dina gaaw a gëm est-ce que kooku dina gaaw a gëm Sonko mi ñëw di ko gëmloo ni dina sa ween gii Senghor daane Abdou Diouf daane ko Abdoulaye Wade daane ko Macky Sall daane ko ñu wulli la ba ngay bëgg a dee tulli la ni mbaam ndulli la ni mbaam sëf la léegi nag man dama ñëw pour defar la pour delloo la nag vraiment nañ la defoon ni mbaam ma def la nga dee naan nit foo niveau boobu la Sonko toll nag ci niveau boobu la Sonko toll jamono ji wallahi pour Sonko convaincre sénégalais yi gis nga lu mu nar a daj mburu du ko daj ci fuur jamono jii na Sonko xam ni sénégalais yi foofu lañ toll maanaam dañoo am 4 far yoo xam ne dañ leen a wulli tulli ndulli jël lu ñu yoroon def leen ni xaj di leen takk tëddee suba ngoon guddeeg bëccëg def leen torchon ci jamono jooju lañ toll nii
moo tax Sonko am ay problème même yu doy waar te gel bi léegi mu ménopause léegi foofu la Sénégal toll la may wax nag jar na bàyyi xel parce que au-delà de live artiste la quoi artiste nag artiste poète donc ci samay waxtaan y a de la poésie am na ay métaphore ay étiphore ay punchline ay next level ay name dropping yëpp mi ngi ci sama biir waxtaan du waxtaanu nit buy live kese c'est un artiste buy def live kon lu may wax noonu dafa bëri punchline yi nga xam ni da ngeen war a am benn lecture linéaire lu ñu woowee lecture linéaire pour mun a comprendre exactement lu may wax c'est pas un liveur bu toog rek taxaw di waxtaan mun naa amener le sujet jël yeneen mots yeneen univers fi yoo xam ne dama ciy wax sama soxla sans même laal président bi laal ministre bi laal député ba te amul fenn fu ñu mun a taxaw juger ma am fu ñu ma mun a jàpp donc ay figure de style yi may utiliser c'est de la poésie c'est de la littérature des phrases littéraires pleines il faut ngeen bàyyi bu baax xel bu fekkee yéen a ngi comprendre li may wax parce que on est en train de se battre contre la justice sénégalaise donc il faut que ñu imager li ñuy wax écriture imagée teg loo xam ne da ngay gis di xam ni yow laay waxal yow sa bopp say maam laay waxal ca jamonoy Senghor say papa ci jamonoy Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade tey jii yow la ci jamonoy Macky Sall pour ngeen comprendre bu baax a baax man lan laay wax bu dee comprendre ngeen nag c'est bon mun nañ jàll kon très sincèrement kenn kese moo mënoon ñëw pour sauver ce peuple là mooy un militaire un vrai sadique quelqu'un qui joue pas avec les rules les règles quelqu'un qui joue pas avec la démocratie quelqu'un qui joue pas avec l'honneur quelqu'un qui joue pas exactement quelqu'un qui joue pas avec les symboles républicains waaw c'est vraiment de la rhétorique li may wax ni ñu bàyyi ci xel kooku noonu bu ñëwoon xam nga la lay teg fitna doole lay teg lii moo fi am parce que militaires yi ñoom loolu lañ leen jàngalan dañoo wowal seen xol yi dëgëral leen def leen ñu strong ci mettit militaire du jooy militaire du jooytu militaire amul ayya amul wuyaa yooyu loolu amul ci militaire yi donc tey benn militaire bu ñëwoon ne lii la amul négociation amul baale lii la dañuy appliquer les règles normalement et exactement kooku bu ñëwul kenn kese moo mun a ñëw mooy koo xam ni dafa am diine parce que nit ci ñaar nga ko mun a gañee soit muy jaay mbaam nga won ko ni maa la gën a mbaame soit muy dof-dof nga won ko ni maa la gën a con maanaam ngay jaayanteeg moom parce que ñaar moo am soit on négocie entre nous pour trouver benn consensus soit tu négocies pas ñu dal sa kaw donc bu fekkee bëgguñu am un président militaire buy taxaw di forcer règles yi règlement intérieur yi di forcer loi yi parce que militaire du trahir loi te du ci négocier aussi te militaire du négocier bu waree rey day rey bu waree tirer day tirer xam nga kooku noonu donc am na lu ñu def ci xolam demeewul ay sentiment du doxee sentiment da nga koy def defoo ko dama lay éliminer loolu moo tax dëkk yi nga xam ne am na militaire yëpp cocc lañ def cocc gis nga Poutine nu mu def waa Russie gis nga Rwanda nam mel tey te guerre moo fa jaar waxuma la guerre sa génocide gis nga tey nu mu mel parce que ñooñu kooku ñëwul pour ay waxtaan ay kafagre daf leen ne lii la nii ngeen koy doxalee par la force si vous voulez pas mourir debout
nii ngeen koy doxalee Kagame noonu la ko def Rwanda noonu la ko Poutine def Russie et cetera et cetera comme ñun bëgguñu am l'homme bu ñuy imposer force ak doole mbaam force doole mbaam comme ni ñu koy waxee ñu am koo xam ne day ñëw diplomatie waaye diplomatie maa koo xam ne dafa gëm yàlla ku gëm yàlla da ngay maanu ku gëm yàlla da ngay yaru ku gëm yàlla da ngay bëgg doomu aadama ku gëm yàlla da ngay fonk doomu aadama Sonko du militaire jaayul force waaye diine la indi tegal gaay yi diine man de gëm naa yàlla ku maanu laa buggumay wax lu dëgg buggumay mbuxum buggumay njuuj njaaj buggumay fen buggumay teg dil maanaam Sonko dafa ñëw pour expliquer Sénégalais yi que man nekkuma ci mbirum sale du sale je travaille pas dans du sale pour gérer leen Senghor du sale la liggéey vol viol violence Abdou Diouf du sale vol viol violence Abdoulaye Wade du sale vol viol violence Macky Sall du sale vol viol violence villa verger voiture plenty money donc kii ñëw ne leen ñëwuma pour def leen loolu waaye ñëwuma tam pour jaay leen force am naa diine te xam naa ni diine moom boo ko amee ak bu mu mën a doon parce que islam diine la christianisme diine la leneen ak leneen ak leneen diine la ak bu mu mën a doon man diine laa leen indil maanaam ku am diine da ngay yaru da ngay maanu da ngay gore da ngay am valeurs yi les valeurs moo tax ma dóor titre bi maintenant loolu est-ce que jamono jii sénégalais bi bëgg na loolu parce que gel bi nga xam ne dafa tàmm wulli ndulli tulli nga bëgg a ñëw ne da nga koy sang ba mu set di ko raay di ko fóon di ko nabbee est-ce que bëgg na ko voilà la question qu'il faut se poser gel boo xam ni Senghor da ko jàpp wulli ko tulli ko ndulli ko gëmalu ko diine gëmalu ko aada gëmalu ko cosaan wulli ko tulli ko ndulli ko jox Abdou Diouf wulli ko tulli ko ndulli ko bu mu koy jox Abdou Diouf daf ne ko kii iri la bul nopp bul bëgg dee koy tëddee dee koy juutal di laal di génne di laal di wulli ndulli boo sonnee kajjal mu dem donc wanu ko sax ni soxna la da ko won ni kii iri la Sénégal iri la jëlal lu mu yor nag profitol nangu ay alalam jëlal ay chaîne oram jëlal ay takkaayam jëlal lépp yóbbul toroxal ko ba mu ne tott nag wax naa la ko yow Abdou Diouf man Senghor maa la ko jox te téye naa ko fi di ko laal yi neex di ko foowee xam nga waaw cagala nag ab cagala rek mi ngi noonu yóbbul Abdou Diouf tamit ñëw jël def ko ni caga foowee ko saax-saaxe ko def ko lu ko neex noonu la Abdou Diouf jógee Abdoulaye Wade jël et cetera léegi gel bi nga xam ne dafa tàmm wulli tulli ndulli nit ki ñëw ak diplomatie pour waxtaan ak moom pour jël ko gérer ko tette ko raay ko fóon ko bëgg ko bégal ko teg ko ci xolam gëmloo ko diine gëmloo ko ni ay valeur est-ce que kooku dina ko nangu foofu la Sonko toll ak sénégalais yi le syndrome de Stockholm dem ba bëgg sa ravisseur waa ji dugg jàpp la hold up tëj leen foofu di la xiifal di la marloo di la rafleloo nga dem ba nopp ko mu lay tëddee di la foowee loolu mooy syndrome de Stockholm nga dem ba nopp sa ennemi bi nga xam ni lu mu la dajloo ci kaw suuf mburu daju ko ci fuur mooy syndrome de Stockholm. Est-ce que Sonko aura la chance d'être aimé par ki ñu jàppee caga di ko tëddee bés bu ne di ko saaxe je dirais leeragul parce que bu mu njëkkee ñëw tamit 13% lañ ko jox wane nañ ni pareeguñu pour am ku vraiment ku leen di bégal pareeguñu ku am vraiment ku leen di sopp ku leen di naw ku leen di bëggal boppam ku leen di jox xolam koo xam ne du leen toroxal dañoo ñëw dem jox ko gel ba daa ñëw jox ko ki ko doon wulli ak ko tulli ak ko ndulli moom la joxaat xolam ne ko maa ngi lay may 2e chance ba kookoo ngi xool sax est-ce que du fa toogaat 3e chance 4e chance toog fa quoi toog fa
comme gel bi amul fulla amul fayda gëmut dara donc ku def sa bopp iri rek ñu def la caga waaw boo defee sa bopp gor respecté sa bopp ñu respecté la góor moom nu muy respecté jigéen day xool rek nu jigéen bi bëgg mel rek quoi waaw maintenant Sonko foofu la toll muy mission bu doy waar j'entends souvent les gens disent Ousmane Sonko ay nitam dañuy saaga rek écoutez-moi bien Sonko n'aime pas la violence Sonko ñooñu bu ñuy saaga am na lu tax da ngeen di dem xool lan moo tax ñuy saaga et ñooñu ils ont parfaitement raison d'insulter il faut les laisser insulter parce que xamul tax Wade moom ay calo bleu la indiwoon Wade saaga ak dóor la boole woon saaga ak dóor Wade moo fi indi calo bleu ay jeunes yu entraîné ba ceene calo bleu parce que bleu bi moom moo ne couleuru PDS ak mboq bu jaune bi loolu mooy couleuru PDS calo bleu la Abdoulaye Wade indi sénégalais bu wax mu dóor la ba ngay bëgg a dee ñooñu entraîné ba ceene di noq sénégalais di leen ñuus yi metti di taal dëkk bi Abdou Diouf lu mu waxoon waa calo bleu yi génn université taal fii taal buntu université taal buntu Pikine taal kii taal ay oto ñaata oto lañ taal ci jamonoy Abdoulaye Wade li ngeen fekkee li ngeen fekkewul ñun fekke nañ ko ñaata oto jàmbur lañ taal ñaata AD lañ rajaxe ñaata AD lañ rajaxe waa calo bleu yi ñoo ko doon def kon kii waxuma laa saaga de mais Abdoulaye Wade moom dafa indoon ay vrai sadique Talla Sylla ay marto lañ ko dóor ci bopp laa la ba muy wàccu deret marto rang ci bopp ana Ndiaga Diouf du ci Abdoulaye Wade Ndiaga Diouf mi dee du ci ay Abdoulaye Wade vous parlez de Sonko ay élément am dañuy saaga mais Sonko élément am tollaguñ ni calo bleu yi ñun gisaguñ calo bleu yi gisaguñ calo bleu yi gisaguñ calo bleu yi Sonko nu ñu mën a mel gisaguñ calo bleu yi n'est-ce pas tollaguñ ci niveau calo bleu yi Abdoulaye Wade def continuité xam lu mu indi moom marron du feu ñamel ni ab calo bleu yi ñoo ñëwaat doon marron du feu mais Sonko amul marron du feu Sonko amul calo bleu ña jóg pour politique bu salté muy Abdou Diouf muy Abdoulaye Wade OTD muy OTD bi nga xam ni ñoom criminels ya Abdoulaye Wade moo fekk vigile bu nekkoon Walfadjri dóor ko ba deretam di tuuru ñu dugg ci biir rajaxe ko ñoo ko def même L'As journal L'As Abdoulaye Wade moo fi amoon ñoom Farba Senghor moo fi amoon le violeur du palais Pape Samba Mboup violence bi kan moo ko doon def vol bi kan moo ko doon def ñoom Karim Wade ils ont détourné des milliards donc Sonko ba léegi créé gu fi calo bleu créé gu fi marron du feu ba léegi rek mu ngi ci négociation waxtaan ak sénégalais yi dans la diplomatie jaayul banditisme rayul kenn dóorul kenn agressé wul kenn wanegul vol wanegul violence wanegul viol maintenant lan moo leen dese mais violence verbale dëkk boo xam ni nit ya di def politique bëgguñu débat d'idée Sonko ay débat d'idée la indi bind ay livre am teg indi waxtaan ñu ne fa ñukk ay livre am indi bàyyi fa débat d'idée bi di wax ay débat de borne fontaine ñaata jabar nga am ñaar amoon beneen boo fase sa jabar ji moom xanaa ange lu tax génnul moom xanaa soutien bi lu tax mu sol bu jaune lu tax soutien bi solul bu verte ibaadu la day muuru donc nga xam ni ay imbécile ay des personnes yoo xam ne foncièrement malhonnêtes nga amal affaire si tu as affaire à des personnes foncièrement malhonnêtes
bul essayer négocier avec eux del saaga seen ndey parce que c'est des gens yoo xam ni saaga bi moo leen di delloo saaga bi mooy tax ñu reculer tàppet nañ lépp parce que ñooñu malgré que xam nañ la réalité xam nañ lépp n'est-ce pas mais bëgguñu débat c'est des gens foncièrement malhonnêtes ñooñu la amal affaire donc moo tax les éléments de Sonko xam nañ ni ay imbéciles lañ amal affaire xam nañ ni ay chiens enragés lañ amal affaire xam nañ ni ay vrai xaju xaram lañ amal affaire donc tu penses que les éléments de Sonko vont être là à indi ay débat di naan ay non tu sais wala indi ay livres non vous parlez pas avec des gens honnêtes de quelqu'un qui n'est pas honnête kooku jarul waxal un imbécile buy fekk ay nit di débat di waxtaan ñu ne la waay yow fecce yow merde waay yow noppil waay kooku noonu indiwul débat d'idée gis nga même ñoom dañoo travail ay nit yoo xam ni saaga rek la ñuy def au-delà des calots bleus au-delà des marrons du feu ñoom ñu ma la wax muy PDS muy PS ñoom la rek ñoo fi nekk boobu ba léegi plus de 60 ans depuis 1960 ba suñ jonn yàlla tey 1960 ba 2020 ñaari parti fi nekk ah ilaha illallah ay Sénégal dafa ruslu Sénégal bu ko yàlla sàkkee ba léegi tubaab yi bàyyi ñu fi bàyyi ñoog sañuy réew 1960 ba 2020 ñaari parti ñoo fi nekk ñaari parti benn parti ak xaaj PS PDS ñoo fi nekk papa ay jox doom doom jox papa papa jox doom ñoom ñëpp ñoo benn lañ Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall Idrissa Seck Khalifa Sall amul koy wax ku newul PS wala PDS 1960 la leen tubaab bi bàyyee réew bi ba suñu jonn yàlla tey barke alxuraan ñii ñoo nekk ci réew mi ba léegi yor ab population boo xam ni seen ñooñu seen maamaati maam moo doon nax sa maam muy Senghor nax say maam nax say maam nax say maam ba jóge fa wàcc sama gars yi bu leen aalu kooku daf ne li may wax lay développé dama ne lu may wax gis naa message bi la may wax lay développé waaw la may wax lay développé donc on avance Senghor nax suñuy maam foowee leen jox Abdou Diouf nax suñu maam foowee leen jox Abdoulaye Wade géré ñu ñun ak ñeneen ña ngeen di waxal est-ce que soxla nañ débat d'idées quelqu'un un vrai imbécile boo xam ne bëggul dara bëggul débat d'idées soxlawul sa xalaat il est là génne joom pour saw sa kaw rek la lay jóg saw sa kaw lan ngay def da ngay négocier ak moom génne na joom pour saw sa kaw da ngay négocier ak moom quoi da ngay ne non bul ma saw waaye bul ma saw non il faut l'attaquer pëgg ay saaga ko pëgg ba mu daw te vraiment les éléments de Sonko ñi ngi def lu rafet bu leen ko bàyyi de parce que boo leen amee affaire avec des imbéciles avec des chiens errants avec des malhonnêtes il faut ngeen xam la stratégie du combat Sonko mënul taxaw di ko def parce que Sonko du def ay calo bleu ñi agressé waate di rayaate Sonko du def marron du feu ñi agressé waate di rayaate des meurtriers Sonko am na ay ñu gëm ñoo xam ne am nañ idée mais comme mbaam la ñuy waxal mbaam kenn du ko wax ak idée mus ngaa yore sa mbaam xuux di wax ak moom nan nga mën a yore sa mbaam xuux bëgg a négocier ak moom nan nga yore sa xaj bu rage bëgg a négocier ak moom bu ñëw pour matt la s'il faut il faut boo ko mënee rey ko maanaam boo yore sa violence verbale attaque-le et ne le laisse pas libre loolu rek moo leen ci mën a génne parce que vous avez affaire avec des imbéciles de la première catégorie fu Sonko génnee ñi yónni Maam Ngor Diazaka ak ay rastaam yu xasaw di fen jël bugg a def Sonko nawle ñu bugg a def lu ñu naan manipulation des masses lu bugg a def lu ñu naan détournement d'objectif bu Sonko waxee rek ñi yónni seen xaj enragé Maam Ngor soxla na débat ngeen foog ne Maam Ngor Diazaka soxla na débat d'idée est-ce que wut na débat d'idée kan moo mun a wax ak Maam Ngor Diazaka ba wàcce ko kon ñoom xam nañ xaj mbow kuti mbow enragé yi ñu yónni benn Maam Ngor Diazaka fu Sonko waxee rek ñu bëgg a wàcce niveau Sonko ñu yónni Maam Ngor Diazaka muy ñëw di wax waxi dof
bëgg a def Sonko nawle Sonko laay waxal Sonko yow gis nga Sonko yow Sonko yow booy sa costume yi tilim yooyu noonu yow da ngaa bëri wax waay yow fessee léegi après yéen ngeen bëgg fi nay naan da ngeen di négocier ak un imbécile boo xam ne bëggul comprendre dara il est là pour son tube digestif lépp lu muy lijjanti mooy son tube digestif kese son tube digestif rek moo ko intéressé un chien enragé ñu yónni ko mu dem à l'assaut demal attaqué waa ji il faut que ñu ànd ak Sonko def barrière taxaw wan ko ni ñoo la gën a féroce fuuf on te laisse pas passer parce que buñ ko bàyyee moom ak Sonko mu créé benn débat moom ak Sonko journalistes yi ñëw les journalistes alimentaires yi nga xam dañ leen corrompre ñu ñëw di ko dëkk micro chaque jour seetlu leen fu Sonko waxee rek journalistes yi dañuy daw kër Mame Goor mais pourquoi ça est-ce que demandé ngeen loolu parce que c'est des gens qui travaillent avec le gouvernement bu fekkoon Sonko dafa wax mu def live ñu ne waaw kii portable la bu Sonko waxoon mu def live ñu ne portable am la mais fu Sonko waxee rek journaliste yi daw kër Mame Goor waaw Mame Goor loo xalaat ci Sonko mais lan moo waral loolu lan moo waral journaliste yi fu Sonko pare rek ñu daw dem ci Mame Goor di ko laaji question lan la Mame Goor am ci xam-xam lan nga Mame Goor wane ci xam-xam lan la Mame Goor posé fii nii ci citoyenneté ci réew mi lan la fi liggéey pourquoi chaque jour Mame Goor la ñu war a demander donc débat Sonko Mame Goor moom moo ko war a résumer Mame Goor c'est un journaliste Mame Goor lan la c'est un politicien Mame Goor lan la dafa am xam-xam Mame Goor lan la wane fii dafa bokk ci élite yi politologue la day déglu benn débat après di ko toj non donc Mame Goor day ñëw en tant que chien errant ngoo xam ne type digestif am rek moo ko yónni ñëw commencé bëgg attaquer Sonko et vous pensez que après les éléments de Sonko dañoo war a sëgg loolu di seetaan quoi nan non garaawul di ko seetaan loolu ngeen bëgg quoi loolu ngeen bëgg da ngeen bëgg daal yéen a yónni ñoom Mame Goor yéen a yónni ñoom Ndella Madior yéen a yónni ñoom Ahmed Khalifa Niass yéen a yónni xaj yi dee yooyu noonu ñiy saaga Sonko les éléments Sonko neutre quoi di seetaan quoi yéen loolu ngeen bëgg quoi buñ leen saaga ngeen ne non gars yi amuñu ñoo leen ëpp fuuf ay idées ñoo leen ëpp fuuf ay argument parce que dañoo amal affaire ak ay xaj des chiens errants des imbéciles des crocodiles affamés yu boo gis nga rabu àll boo amee moom affaire rabu àll kenn du ko négocier ak moom rabu àll boo seetaanee da lay lekk da lay warax te ñoom dañ leen yónni wuñu leen pour ay argument yónni wuñu leen pour ay débat d'idées dañ leen yónni pour ñu attaquer ki ngeen yaakaar ni moo leen mën a yàqal moo leen mën a détourner moo leen mën a wàcce loolu ñoom rek lañ yónni soyez prêts c'est la loi du talion coup pour coup œil pour œil dent pour dent coup pour coup œil pour œil dent pour dent parce que c'est des imbéciles ay pire espèce imbécile lañ ay El Hadj Diouf ñi yónni gëmuñu dara Maître El Hadj Diouf Mame Goor Diazaka Ndella Madior Ahmed Khalifa kenn gëmu ci dara kenn gëmu ci dara moo tax ma ne leen boo leen gisee ay éléments yi ou bien des gens qui se réclament Sonko di saaga bu ci kenn dugg bu ci kenn dugg bu kenn ne non bu ñu saaga déedéet laisse-les parce que ñoom xam nañ ni ñii bëgguñu ay débat d'idées il faut ñoom ñu saaganteeg ñoom rek te booy Sonko yi buñ ci xëppee kaani ngeen daw buñ ci xëppee kaani ngeen daw ku soxla débat d'idées dañuy yónni am na ñu fay dem dañuy yónni ñoom ay ñenn ñi nekk Pastef ay booy yoo xam ne booy jàng booy liir booy seen kër yi ay bibliothèque a ci ne élément Sonko yëpp yu ma gis États-Unis élément Sonko yu ma gis ay professeur lañ professeur laa la ay professeur université gis naa ay élément Sonko professeur université Japon bu ma fa demee gis naa ñoo xam ni diplomatie bi laa la wax ñoo gérer diplomatie Sénégal ci ambassades yi ak ci consulat yi booy yu ndaw ay jeunes cos cravate toog ceene ñoom ñëpp dañ maa wax ne ma ñun Sonko lañ bu ma demee Corée du Sud booy ndaw dóor cos cravate toog ci ay bureau climatisé bu ma ñëwee waxtaan ak ñoom dañu ñun ay Sonko lañ waaw xam nañ Sonko bu baax ñoo bokk benn école fu ñu jaar Sonko crack la bopp la Sonko ku gore la ñoom ñëpp wax ma ko barki alxuraan
intellectuel monde bi yëpp ay Sonko lañ dof Sonko amul dof c'est parce que boo gisee ñu leen di jaay dof parce que ay dof la ñuy waxal dof kenn du wax ak moom waxu nit dof da ngay nekk dof ni moom wala gën ko ràngatiku pour yemale ko place am après su mu waat yëre dof googu tegee ko ne sol sa yëre nit dem ci nit yi waaw oui parce que ñoom amuñu nit ay dof lañ yor intellectuel yi dama ne monde bu ma dem fii Sénégal ak monde bi fépp fu ma dem man bu ma njëkkee dem ci réew damay ñëw toog nuyoo waxtaan après dem ci consulat bi wala dem ci ambassade bi waxtaan mais booy yu ma fi fekk yëpp diaspora bi yëpp ay booy dañoo jàng ba ne ar Canada ak feneen ñëpp dañuy jàng ba ne ar toog taxaw donc bu doon débat di rek ñëw leen ci mun fuuf barke alxuraan benn booy Sonko bu jàppee benn booy Macky Sall wala Abdoulaye Wade da kay lekk ci xam-xam te booy ndaw lañ ay ingénieur ci ne ay laboratorien jàng ba naan seeni kayit ñoo taxaw booy service c'est correct am ay valeur am ngëm-ngëm mais bu fekkee yow xaj nga ñëw ci ñoom dañ fay nekk war a négocier ak yow nga xam ne violence rek nga xam coalition Benno Bokk Yaakaar lan lañ def Tamba Issa Sall pur bu mu fa ñëwee luñ def booy génnuñu nem si yàlla si Ibou Diop deewu ci Ibrahima Diop Ibou Diop da ngeen fàtte lool ñoo ñan la ñan ñoo attaqué woon Issa Sall pur muy def conférence muy def meeting am tëmbal ko ay xeer lañ ko def ay kaba yu ngand tëmbal ko ba bu ko rey dañ ko naroon kil moom sax nee na situation nu mu ko gisee dafa foog noonu tey lay dee bu fekkul woon du ay garde corps am tey dañ koy kil moom Issa Sall ñan ñoo ko doon def loolu du coalition Benno Bokk Yaakaar génn ay jaas yi di tëmbali xeer ñi àndoon ak Issa Sall ana fu ñu toll ba léegi ci lan affaire de campagne affichage waa Issa Sall ñëw teg seen affiche yu waa Benno Bokk Yaakaar bu Macky Sall ñëw di xotti seen affiche yi di ko saboter di ci def du n'importe quoi te ñuy jël seen i millions def ci ñu ne ñoom rek a war a taf ci dëkk bi convoi pur bi di dem ñu attaqué ko violence inouïe extraordinaire violence bu fekkul woon tey garde corps Issa Sall yi dañuy rey Issa Sall ñooñu ñan la du Macky Sall vous nous parlez de violence vous avez oublié que y a des morts d'hommes à Tamba Ibou Diop ci la bokk ñan ñoo leen yónni woon c'est pas Benno Bokk Yaakaar te tey jii des éléments de pur ñu ngi croupir en prison ñii 15 ans ñii 6 ans ñii 8 ans ñii nangam ñu ngi croupir foofu te buñ seetaanoon dañuy kill Issa Sall donc c'est des gens yoo xam ne violence kese lañ xam Macky Sall ne connaît que la violence moo tax ku wax mu tëj ci kaso bi toroxal la néewal la doole ngeen ku mel noonu kuy réagir noonu violence kese rey nit kill nit dem leen attaqué dem leen songu nokk leen ko ci kaso bi kooku ngeen bëgg nit waxtaan ak moom quoi ngeen bëgg ay éléments Sonko di wax ak ay xar ngeen bëgg ñu def débat boo xam ni borom xam-xam bi jàng ba ne arde lekk ay kayitam ñëw war a waxtaan ak ab xar quoi xar wala bëy wala mbaam xuux mais buñ la fekkee yow nit nga toog ak benn xar wala benn bëy wala mbaam xuux naa da ngay waxtaan ak moom lan lañ lay wax dañ naan wéroo woo koñ bi yëpp ne xool leen kii wéru dafa dof façon bu ne jàppee nañ ko nit Sénégal ku dessiné Macky Sall mu tëj ci kaso bi ku envoyé audio WhatsApp ñu tëj ci kaso bi ku wax commentaire ñu tëj ci kaso bi façon bu nekk Macky Sall tëjee na ko nit ci Sénégal façon bu ne commentaire kese mu bind ñu tëj ko bu mu bind booy bi bind ambassade commentaire ci page ambassade France bi Macky Sall tëj ci kaso bi booy bi bind commentaire ambassade état ba mu tëj ci kaso bi kay dessiné mu tëj ci kaso bi kay commenté mu tëj ci kaso bi kay envoyé audio Macky Sall saay-saay la unku la saay kese mu tëj ko ci kaso bi unku la saay-saay la kese mu tëj ko ci kaso bi mais yéen kooku noonu est-ce que c'est quelqu'un boo xam dañoo war a négocier moom Assane Diouf def mu tëj ko ci kaso bi Guy Marius Sagna ñëw taxaw ne day wax mu tëj ko ci kaso bi Karim Xrum Xax wax mu tëj ko ci kaso bi waaye yéen kooku noonu est-ce que c'est quelqu'un boo xam ne soxla na débat d'idées
dama ne wax ma koy àndal ma wax la ni nga mel amul kenn ku mun a ànd ak Macky Sall ko soxla débat d'idées ils sont foncièrement malhonnêtes il faut même pas essayer de discuter avec eux buñ la fekkee Facebook bloqueel ko bu la waxee ki bloqué ko dem bul ko déglu c'est des pourritures de merde il faut pas les écouter boo amul mën saaga wala boo rusee saaga bloqué ko dem sa yoon parce que c'est un animal et il faut pas discuter avec lui c'est un élément de Macky Sall c'est un animal c'est des ay animaux sauvages lañ ay animaux sauvages lañ yi yar ay animaux domestiques des animaux sauvages yi yar ay animaux domestiques boo gisee nag benn animal domestique bu ñëw ci yow da nga koy éliminer waaw da nga leen di éliminer il faut pas discuter avec eux soxlawuñ xalaat soxlawuñ idée donc Issa Sall bu mu demee Pire dañoo yàq otom bëggoon ko fa kil yàq ay affiche am convoi ñu tëmbal ko ay xeer jëlaat ay nitam ñi ngi ci kaso bi parti Pastef lu ñu fa def violence boobu noonu Diouf Sarr yónnee ay nervi waa APR ñi dem saccager siège socialu Pastef ay Yoff léegi ngeen bëgg nag ñun ñu ne fii di jaay suñu xam-xam yi wala di yàq suñu xam-xam wala suñuy neurones ci ay imbécile di wax ak ay imbécile di yàq suñu neurones vous pensez que ay nitu Sonko war nañ jël seen temps di yàq seen neurones yii pour wax ak benn imbécile wala benn mbaam xuux wala benn mbaam àll ci ñoo xam ne violence rek lañ xam siège social Sonko nuñ ko def Diouf Sarr moo yónnee Diouf Sarr ministre maire de Yoff moo yónnee ay nervi une nuit ñu toog waxtaan teg seeni plan yónnee ay nervi nuñ def siège social Sonko lañ taal saccagé ko rajaxe ko dem seen yoon yàq ko fu mu mujj fan la mujj fenn jàpp ñu kenn parce que ñoom la dem leen saccagé siège social bu APR ba xam duñ leen tëj dem leen saccagé siège social bu PS ba xam duñ jàpp ay nit tëj leen dem leen kon bu fekkee ni siège social u Pastef lañ yàq te jàpp ñu kenn xamal ni ñoom la mais c'est yomb na loolu yomb na jarul sax réflexion donc ñu ñëw yàq siège social u jàmbur bi ñooñu ñaata violence lañ wane dem kër Ousmane Sonko yaayam màgget fekk ko fa yónni ay gendarme ñu agressé yaayam nangu fiche yi fiche de parrainage yi lépp ci violence la fekk siège yaayam moom Casamance ay gendarme laa la wax de homme de tenue dem ba Casamance génn dem kër Sonko fekk fa yaayam agressé ko jaay ko doole fitnaal ko nangu fiche parrainage yi dem seen yoon waaye léegi violence yi yëpp yoo xam ne benn parti la Benno Bokk Yaakaar mooy waa PS mooy waa PDS mooy waa APR parce que bu ma nee waa PDS moom mooy les transhumants Benno Bokk Yaakaar moo tax ma ne la PS PDS rek a fi ne amul leneen ay transhumants lañ donc no Benno Bokk Yaakaar est composé de PS de PDS et de APR APR mooy PDS bis depuis tant d'années ñii ñoo ñuy jiite Senghor après bàyyi jox Abdou Diouf ñëw gérer bàyyi jox Abdoulaye Wade ñi newoon ci Abdou Diouf ñëw ci Abdoulaye Wade ànd ak moom muy PS jaxasoog PDS vert bi jaxasoog bleu jaune bi vert blanc bi jaxasoog bleu jaune bi ñu jaxasoo jox la ay biir buy daw parce que boo jëlee vert blanc jël bleu jaune boo ko jaxasee biir buy daw la lay jox ay biir buy daw la lay jox ñu jaxase leen ñooñu nekkaat après ñooñu tey après Macky Sall génnee ci njaxas googu noonu taxawee ne woowaat leen ñu tudd fa seen tur rek ay changé ñu tudd fa Benno Bokk Yaakaar biir buy daw bi tuddati Benno Bokk Yaakaar biir buy daw ñu dajalowaat foofu encore waa PS PDS APR ñoom ñu dajalowaat foofu noonu ñoom kese la
c'est eux dans eux c'est Moustapha Niass PS la même bu ne AFP PS la Moustapha Niass PS la Tanor PS la Khalifa Sall PS la munoo leen génne dama ne ñoom ñëpp PS PDS amoo munoo leen génne fenn ku ci newul ci vert blanc bi yaa ngi ci bleu jaune bi kese vert blanc bleu jaune lañ ñuy jaxase ñoom biir buy daw da ngay gis ku sol maillot vert blanc football match bi yàq ko ngeen génn ko ci biti mu dem changer sol bleu jaune ñëw taxaw waaw ak ay crampons di échauffé wu nga ne ko yow laa fi dàq léegi mu ne non non bu ma duggaatee daf mu rafet duggaat yàqaat sa match loolu da lañ ci jàppee waaw nga solo ko maillot vert blanc mu yàq sa match génn dem changer sol bleu jaune ñëw mu yàqaat sa match tey jii mi ngi sol marron beige ña ngi sol seen marron beige di échauffé wu waaw ñoo xam ne ñoo fi nekkoon depuis Abdou Diouf ba léegi ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ba suñu jonn yàllay tey Aminata Mbengue Ndiaye a ngi fi ba suñu jonn yàllay tey Aïssata Sall la nga fi ba suñu jonn yàllay tey Aminata Tall la nga fi barke alxuraan ñooñu duma leen wax yéen laay wax problème bi yëpp yéen la problème bi yëpp yéen sénégalais yi la man seen problème daf ma ëpp problème seen problème moo ma ëpp problème des fois je me demande c'est quel genre de pays kan moo tabax ñii kan moo leen tabax quoi kan moo tabax ñii mooy gel bi ma doon wax rek dañ leen di nax di leen foowee di nax di leen foowee munuñu oh catastrophique mais ce pays là wuu naxtu yàlla munul romb lii quoi bu la fi tubaab bi bàyyee ba léegi ñaari parti ñoo fi ne bleu jaune vert blanc ñëw weccee ko rek ay mayo waaw def nii indi marron waaw tàmmal leen vert blanc bi ku sol vert blanc dañuy daw jël leen bleu jaune yi ñu jël bleu jaune bi def lu leen neex saboté match ba yàq match ba toroxal ñu jël ndaare ci championnat bi ñu ñëwaat dem soli ji orange marron ñëwaat nag di échauffé waat c'est le même jour de yi échauffé wu waaw génnal match bi Sénégal na waaye dugal di nga ñu dugalal bii yaakaar gu tas rek barke alxuraan xawma kañ la sama waa réew di yeewu quoi man kañ la sama waa réew di yeewu wan ma ne ñoom ay nit lañ quoi yeewu nañ quoi nit xam nañ léegi luñ bëgg quoi xam nañ seen bëgg-bëgg xam nañ lu leen tax a jóg kañ wala nii lañ koy dundee rek tiri paas rek rak tak paas faux jeu tak paas nii lañ ñu jàppee quoi ñun nii suñu maam suñu papa suñu yaay ñun après suñuy sët suñuy jarbaat suñuy sët nii la quoi yéen mais ñun xanaa dañoo amul matière grise ñun xanaa bu nit yi di wax xalaatee ñun lan moo nekk ci suñu cerveau yi lan moo fa ne mais c'est catastrophique ñoo xam ni lépp violence la Benno Bokk Yaakaar ñoom la ñoo dem attaqué pur ñoo dem yàq ay affiche ñoo dem yàq siège jàmbur ñoo dem tëj nit ñoo lépp ñoom la te yéen sénégalais yi ba léegi changé wu leen yéen pare wu leen quoi ñu indi leen Sonko est-ce que wóor na c'est que Sonko xam nga rek quoi c'est que gars yi dañu yàgg a nax quoi xam nga ñoom ñëpp a yem yaa mun a kàcc ñoom ñëpp a yem kon yàlla daa bind ñëpp ñu yem quoi yow yaa am problème parce que yow yaa xamul koo choisir Idi ci la bokk Idi c'est la même chose Idi moom PDS la dama ne ñu ngi fii tudd amul kenn koo tudd koo xam ni à part Sonko nekkoo PS wala PDS parti yooyu wax leen ma kenn amul ça n'existe nulle part au Sénégal politicien boo ma wax PS la PDS APR ñoom ñooy PS rek da ngay génn fii dem fee sol sa beneen ki génn fii dem fee ñëwaat dem fii dem fee yére bi rek nga changé maillot bi rek nga changé c'est la même chose et vous pensez que ce pays là peut se développer adduna boo xam ni booy indee xam-xam ñoom ñu xool fu gën a kii ñu dagg ko teg ay seen TikTok di reetaan boo ne Pawlish ñëpp daw boo ne Ouzin Barigo ñoom ñëpp taxaw boo ne Salam Diallo ñoom ñëpp taxaw boo ne Wally Seck ñu ne bu ko kenn laal laay la le chouchou du public sénégalais wooy laay la
ñu nekkee seen exonération d'impôts et de taxes am ay bande fiscale ay criminel fiscal réew moomu non mais réew mi boy sa doon sénégalais métti ay doon sénégalais moo métti nattu boobu wallahi doon sénégalais nattu boobu ku ko yàlla teg rek non man pour man boo dee war na la yóbbu àjjana quoi doon sénégalais kese nattu boobu ku ko yàlla teg boo dee war nga dem àjjana quoi war nga dem àjjana da nga fay dund ba dee ci ignorant da ngay dund Sénégal ba dee ci inconscience da ngay dund Sénégal ba dee ci imbécibilité ci ay conneries kese matin midi soir waaw politicien bi jox journaliste bi ñi lay pamte param pampay ba nga xëy ndeysaan lan la dafa feebar lan la dee na ñu dem suuli ne ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana jaru sax ñaanal yàlla war na ko mën a yërëm quoi lu mu daj ci loxo politiciens yi lu mu daj ci loxo journaliste alimentaire yi lu mu daj ci fóoti bi ak lu mu daj non kooku yàlla war na ko mën a yërëm nag man pour man yàlla war na mën a yërëm bépp sénégalais vraiment te moom moo ñu gën a jege sañ buumu xol xam na lu ñuy dund Sonko wane exemple bu ne Sonko wane ko ba léegi ñoom ña ngay taxaw am ñoo xam ne ña ngay werante Sonko non Sonko lee Sonko ne lu ma def Sonko lee dëkk boo xam ni signification ak fonction wu insulte dans la rhétorique de protestation rek lañ xam parce que loolu dafa am les significations et les fonctions de l'insulte dans la rhétorique de protestation dëkk boo xam ni lépp lañ Sonko dafa ñëw rek ñu mel ni dëmm yu jëfru ils ont essayé de le ridiculiser dëkk boo xam ni ñoom seen opposition bi yëpp maanaam pour saaga benn nit dañ koy xaste sosal ko fenal ko dénigrer ko diaboliser ko calomnier ko à la place publique te loolu dañ ci am ndam de xam nga ni dëkk boobu dëkku feeg réel feeg la nu mën a moo tax man la Sénégal jungle people la jungle mooy fu ay animaux di dund jungle people la dëkk boo xam ni nit ki pour nga am dara sax da ngay diaboliser kooku te xamaloo ko dara mënoo ko jàpp fenn ak lu mu lay contrer ak lu muy opposé yëpp Macky Sall mënu ko tëj fenn parce que wër na fu ne Macky Sall ay at mi ngi wër fan la mën a jàppee Sonko mënu ko jàpp mu toog def tekk léegi nag yónni xajam yi ne comme man mënu ma ko jàpp ci ay argument mënu ma ko jàpp ci ay argument yu solide léegi nu may def mooy yónni sama xaj yi rek sama xaj yi dem matt gars yi def leen ay animaux ay chiens enragés comme ça ñu mën a ànd ak gars yi bu maam ngóor génnee day ridiculiser bu maam ngóor génnee day xaste bu maam ngóor génnee day sos bu maam ngóor génnee day fen bu maam ngóor génnee day dénigrer bu maam ngóor génnee day diaboliser bu maam ngóor génnee day calomnier bu Ndella Madior génnee day ridiculiser bu Ndella Madior génnee day xaste bu Ndella Madior génnee day sos bu Ndella Madior génnee day fen bu Ndella Madior génnee day dénigrer bu Ndella Madior génnee day diaboliser bu Ndella Madior génnee day calomnier Maître El Hadji Diouf pareil Ahmed Khalifa Niass pareil ñëpp kenn du ñëw indi ay arguments yu solide teg ko ne ko Sonko kaay gis naa la nga sàcc temps gis naa la nga luubal temps yóbbu justice ñu teg Sonko Sénégal yëpp dem palais de justice ñu jugé ko wane ni Sonko dossier yaa ngi nii tu as détourné 10 milliards tu as détourné 20 milliards tu as détourné léegi lii kenn mënu ko loolu mais ñi yónni ñii di calomnier ñu may leen buzz dugal ko ci net bi waaw kii après ne waa Sonko bu leen wax dara mais nan ngay toogee sëb nit jàppee wuñ ko dara ay nit di ko fenal ay nit di ko calomnier ay nit di ko manquer respect ngeen ne nañ seetaan ñooñu ñu wax lu leen neex quoi bu kuy ridiculiser indiwul argument kuy xaste indiwul argument kuy sos indiwul argument kuy fen indiwul argument kuy dénigrer indiwul argument kuy diaboliser indiwul argument kuy calomnier indiwul argument ngeen bëgg léegi ñooñu yéen journalistes yi dem jëli ñooñu seen extrait teg ko ngeen ne waa Sonko yi nañ ñëw débat c'est trop contradictoire yéen a yabaate ma génn ne sa ndangam taanu nday nit yi war ma tontoo loolu waa Sonko yi génn di ma tontu noonu ñu ne non waa Sonko ñoom dañoo sonn loolu ñoo amuñu ay débat d'idée mais yow yaa teg idée yow ban sujet nga teg lu dul saaga ban sujet nga teg lu dul xaste ban sujet nga teg lu dul sos ban sujet nga teg lu dul fen ban sujet nga teg lu dul dénigrer ban sujet nga teg lu dul diaboliser ban sujet nga teg lu dul calomnier à la place publique et vous voulez un débat d'idées trop contradictoire
Sénégal a neex Sénégal non réew moom dootul amati réew moomu barke alxuraan c'est fini dootul amati yàlla mënutul créer lu raw loolu waaw ci même seen conneries yooyu na dañuy yóbbaale population bi nan ngay woowee nit Sonkole comme day fen bu dee day fen kay porte plainte Sonko nee na la 94 milliards la moom da koo jiiñ nit direct ne ko Mamour Diallo yow la bu dee day fen kay day calomnier balaa nga koy tuddee Sonkole kay ku la calomnier kay am nga plainte justice bi loolu la wax nit bu la calomnier da nga koy plainte boo ko plainte ñu tëj ko léegi lan moo tax yéen boobu ba léegi mun leen comme moom dafa calomnier du ngeen naan ko Sonkole mooy fenkat waaw ok day fen dafa fenal nit ba tudd turam jaar ci turam dëgg direct ne Mamour Diallo lu tax Mamour Diallo mënul porter plainte man de ko ma fenal ma porter la plainte léegi lu tax Mamour Diallo mënul porter plainte donc il a parce que Sonko a raison léegi nag ci conneries yooyu noonu la ñuy foowee dof yi parce que xam nañu Sénégal dof kese la Sénégal ay jëmmu nit ji ko mala kese la ay mala kese fa ne nag ak a bëri mala boo gisee ab gang 5 personnes ñaari nit la ñett yëpp mala lañ Sénégal man maa ko wax man Mollah Morgun Sénégal 5 personnes yu toog ñett yëpp mala la ñaari nit dafa ne ñaari nit yu jaxasoo ñetti mala jaxasoo di waxtaan léegi nag ñoom la ñuy récupérer mala yi la ñuy récupération bu yomb moo tax gis nga instant yi Macky Sall ña ngay noos de bu élection jotee xam nañuy def ak a yomb waaye ñu defar ay grand mbubu def ci effigie photo Macky Sall non almaxtaar sama doomu ndey la sama waay la day saboté day xam nga almaxtaar maa ngi entre guillemets almaxtaar dafa mere sénégalais yi quoi sama copain la nag mi ngi Murcia Espagne dafa mere sénégalais yi moo tax bu may live bu may wax ci sénégalais boo seetloo danaan nañ dee nañ leen rey nañ leen daf leen mere quoi daf leen mere moom waxu mer du corona mayende daf leen mere moom daf may mere sax man lan moo tax man munuma leen bàyyi quoi bàyyi leen raxas ci samay loxo ngeen dee ci safara ngeen dee ci mettit ngeen dee ci naqar mu jeex ku dee ñu suuli la moom loolu la wax quoi ne man sama coono gii ma nekkee nii te war a toog toppatoo sama bopp war a noppal sama bopp summeeku tëdd fii njaax wut yu baax lekk ba suur naan ba màndi defar sama yaram toppatoo sama bopp sa dalal sama xel mën na fii di defi live di rey sama bopp ci ay ñoo xam ni sur 5 personnes 2 moo ci nekk nit ñeneen ñëpp ay animaux lañ nan laa leen mun a kii loolu almaxtaar du corona mayen dafa am lu ko metti quoi sama gaayen la nag donc buñ continuer léegi nit boo xam ni ci xaste ci sos ci fen ci dénigré ci diaboliser ci calomnie ngay dundee ngeen bëgg nit Sonko yi ñëw di def ay débat d'idées mais fan la ñuy defee débat d'idées quand même mais il faut arrêter émotionnellement il faut arrêter le motif émotionnel il faut être rationnel dans la vie rationnel la rationalité ñu nekkuñu ci émotion bu leen kenn détourner ces gens-là soxlawuñ débat d'idées c'est des imbéciles c'est des espèces yoo xam ni de pourriture yoo xam ne askat suuf sànq ñi ngi ci suuf duñ baax moo tax gouvernement bi lan la ñuy def c'est trop facile instant yi dañuy musique danse façon fecc façon way ñu yónni waykat yi di leen financer aca woyal leen gars yi nañ fecc de financer waykat yi aca nañuy fecc waaw ñun en attendant ñuy yóbbu alal gi alalu réew mi ñuy sàcc alalu réew mi ñuy trafiquer affaire faux billets yi ñuy dugal drogue bi jox leen nañ drogué wu de maximum de drogue waaw jàpp nañ 5 tonnes 1 tonne bi réer na dugg na fii puusal nañ ko askan wi mu dugg askan wi dof yi sinife def tat ñu tëggal leen ñuy fecc di yuuxu waaw bàyyi waali dóor fee papay waali mooy bàyyi waali mooy Youssou Ndour dóor fee ñuy tëb di dal musique sexe mode waaw na neex na xumbute dagan ñoom ñiy yóbbu alal yi noonu seen doom yi bu leen làmb kan mooy bëre tey Balla Gaye la Modou Lo la waaye du morooma waay lay lalaa léegi nag ñoom seen doom yi kenn du ci débat nag seen doom yaa ngi kaaw seen doom yaa ngi ci université seen doom yaa ngi ci université high level yi ñu ngi ci Harvard seen doom yaa ngi fii di jàng def art toog ñu teg leen ci ay situation di leen jox ay millions par mois te ku leen koy jox mooy seen baay ñan xaalis ban lay jox xaalisu réew mi lay jël seen doom yaa ngi fii di jàng Canada seen doom yaa ngi États-Unis di jàng waaw
seen doom benn nawul foofu ay passeport diplomatique boo yaa ngi di haay ñii ñi ngi ay université Angleterre ñii booy yée ngi fii di jàng daf ar nag yor seen i seen i kii après ñoom ñooy ñëw ñooñu rek ay ñëw waaw jàpp chanvre indien bi am luñ ci jël lan ñu pousse ko askan wi tox daf tat waaw di délirer waaw Macky Sall du moromam no Abdoulaye Wade ku nekk naan nii jàpp boppam di wokk yee ñoom ñi ngay jàng ñi ngi ci université Québec yi ñi ngi ci yeneen high level yi seen doom yi ñi kenn newut ci bu ma xante mës ngeen romb doomu ministre buy bu ma xante ci Tata mës ngeen romb benn doomu ministre buy bu ma xante ci Kalando mës ngeen romb benn doomu député wala ministre buy bu ma xante ci oto yi bon mës ngeen yéen sénégalais mës ngeen leen romb ñu ngeen fal mës ngeen romb seen doom yi wala seen sët yi wala seen jarbaat yi mës ngeen bokk ak ñoom Tata yi mës ngeen bokk ak seen doomu ministre yi Kalando ah mës ngeen ko bokk loolu rek war na leen yee bu dee ku la jiite doo bokk ak moom dara doo bokk ak moom Kalando boo dugg ci Kalando di bu ma xante moo tax duñ ko lijjanti sax da ngay gis Tata yi fees tepp bu explosé woon ñëpp dee benn ministre doo jaale benn doomu kër ministre benn doomu ay Géejawaay ngay dem naan si gil ndigaale ay Yëmbal naan si gil ndigaale ay Kër Masaar naan si gil ndigaale ay Petit Mbaaw naan sigil sa wàll mu naan la sigil sa wàll foofu rek doo gis mukk Kalando bu explosé wala Tata bu explosé wala car rapide bu explosé non benn doomu ministre bu ngay dem di jaale kër ministre wala kër député wala kër maire nekk ñu sax ci réew mi ndeysaan ay waaye yéen réew mi ñii kañ la ñuy yeewu ñii kañ la ñuy yeewu quoi laay laajte ñi yeewu duñ ma wax ñoom ñii nalaw kañ la ñuy yeewu man ma xam tuuti bu fekkee dina jël ay 100 ans 20 ans 100 ans 150 ans ma bàyyi laay bi quoi dem noppalu ko tuuti peut-être fii ak 50 ans sax ma ñëwaat kañ la ñuy yeewu kañ la réew mi di yeewu ña yeewu doo leen ma wax ma xam balaa ma fay ne di ratatati nii rek muy dem rek ratatati nii di génne sama xam-xam rey sama bopp ki nga xam ne nag parti yi ma lay wax yëpp ay parti àbb la copier coller sàcc yëfu jàmbur kii ñëw moom ne la moom Pastef la ñu ne ko lan la mu ne Pastef mooy parti des patriotes parti des patriotes dégg ay am na Khalifa Niass naan maa la gën a ñaale njëkk a wax patriotisme patriote xaw ma lan yow am na Khalifa Niass kon yow yaa dugal patriote yaa dugal patriotisme ci dictionnaire bi xam naa yaa ko créé am na Khalifa Niass xanaa yaa créé patriotisme yow yaa bindoon patriotisme ci dictionnaire bi quoi yow yaa ko moom quoi kon droit d'auteur bi ku ne patriote yow la koy jox quoi le patriotisme désigne une personne animée du sentiment de patriotisme. Le patriote, moi, une personne animée de sentiments patriotiques. Patriotique, il faut que dégué, moi, quelqu'un qui aime sa patrie. Ku bëgg réewum, fonk réewum, naw réewum, jiital intérêt réewum. Quelqu'un qui se met au service de son peuple. Quelqu'un qui prend les armes pour défendre son peuple. Arme nak bari na façon. Comme ni may defee sama gémmiñ laa yor sama arme, sama musique laa yor sama arme, ni ma mën a défendre sama réew. Ku yore saaga armam défendre ko réewum. Muy façon ñëpp am nañ. C'est quelqu'un qui aime sa patrie. Quelqu'un qui bu jiital patriem. Koo xam ni qui se met au service de sa patrie et qui prend les armes pour défendre sa patrie. Kooku mooy patriote. Donc ci biir waxu Ousmane Sonko te bu ñu demee ci turu partem mooy wane ni koo xam ni patriotisme mooy ku jiital ay intérêt nation am koo xam ni nation am rek moo ko ñor nation am rek moo ko ñor loolu mooy patriotisme. Donc Pastef nekk parti des patriotes parti
des patriotes waa constitution entre guillemets benn chaise la rek quoi président yi benn chaise lañ ko def déglu leen baax encore ma indiwaat rhétorique benn chaise la boo xoolee Senghor dafa tuuti woon daf ko taaye ci taayam formam mu def nii Abdou Diouf sew dem ci menuisier bi ne ko yokkal ma mu gën a gudd ñu yokkal ko mu gën a gudd moom mu mën a toog aisément ci chaise bi constitution Sénégal chaise la rek Abdoulaye Wade ñëw gàtt am yaram woo menuisier bi ne ko taayal ma ko ba mu tolloo ñu yóbbu ko assemblée nationale mooy menuisier bi ñu taayee ko ba mu tolloo Abdoulaye Wade toog à l'aise nekk à l'aise mu nooy nepp Macky Sall ñëw nekk mbufur ponkal yóbbu ko ci menuisier bi maanaam assemblée nationale ne leen taayal leen ma ko Abdoulaye Wade dafa ne woon moom xam nga dafa gàtte man maa ko sut ba pare ponkal laa ñu yokkal ko ba mu rëy mu toog nag mu nooy nepp mu ne nii toog ba mu dëgër këcc nga xam ne du daanu lii mooy constitution leer na lii kese mooy constitution Sénégal bu leen sax sonn ku ci nekk da nga koy taaye ci forme bi nga bëggee na nga toogee nga mën a toog nekk à l'aise kenn du la daane chaise bi correct nekk am ci mesure rafet loolu mooy patriotisme loolu astafurlah loolu mooy constitution sénégalaise ok bu leen sori nag di dem feneen di expliquer yooyu bu yomb bi rek laa leen di door ngeen comprendre lii kese la pour ñi nga xam ne jànguñu parce que mun naa ne la constitution ku nekk di resté loolu déedéet ñoom constitution lii la rek ab chaise la pour toog fa pour mun a toog bu baax chaise bi pour mun a lekk bu baax te doo daanu doo glisser léegi nag da nga koy yóbbu ci menuisier bi assemblée nationale ñu taayee la ko ci yow sa forme ci sa njoolaay ci sa gàttaay lépp après nga def teg nga mun a toog mun a sëq di mëq di sëq di mëq nu mu la neexee te doo daanu kenn ngelaw du la bu max kenn du la bu max voilà loolu kese mooy constitution au Sénégal liñ la wax la leen dañ lay nax Ousmane Sonko ñëw indi idéologie panafricaine idéologie bu différent ak idéologie wu yii ñu fi tàmmoon mooy libéralisme mooy socialisme mooy et cetera mooy les clivages politiques traditionnels moom mu ñëw au-delà de Pastef indi patriotisme gën leen seen réew fonk leen seen réew naw leen seen réew dellu leen ci seen réew ngeen tabax seen réew bëgg leen seen réew jiite leen seen intérêt réew mu ñëw indil leen idéologie panafricaine mooy le nationalisme ne leen man nationaliste la képp ku ne patriotisme ne nationalisme patriotisme mënul ànd ak leneen parce que patriotisme mooy fonk bëgg sa patrie nationalisme mooy nga gëm sa réew rek la ñor mooy say intérêt réew rek ngay jiital nationalisme yàlla national nag mooy la nga moom la yàlla baaxee parce que kenn waxul yàlla juddal ma fii yàlla ko def donc fa nga juddoo mu ñëw indi idéologie panafricaine c'est-à-dire le nationalisme mais le patriotisme nationalisme muy Pastef le patriotisme nationalisme mu ñëw indil leen ko ñëw yokkal leen ci ne je suis anticolonialiste je suis anti-impérialiste et je suis souverainiste cay yàlla ay waay réew mi kañ lay baax ay waay réew mi nit yi kañ la ñuy yeewu nit yi kañ la ñuy bëgg seen bopp kañ la ñuy fonk seen bopp mënuñu ko fonk tànk yeewuñu mënuñu ko fonk seen bopp nit mënul fonk boppam tant que amul besoin d'actualisation de soi développement de ses habiletés développement de son esprit créateur nit mënul bëgg boppam tant que amul besoin de soi réalisation maîtrise reconnaissance et respect nit mënul bëgg boppam tant que amul besoin d'appartenance d'amour d'amitié famille épouse amant nit mënul bëgg boppam tant que amul besoin de sécurité stabilité ordre besoin psychologique nit mënul bëgg boppam te nekk ci niveau besoin psychologique rek moom mooy nourriture eau logement chaleur nit mënul bëgg boppam loolu la ñuy wooyee la taxonomie des besoins fondamentaux de Maslow en 1954 dama leen koo sax defal ci këyit pour indil leen ko nit mënul bëgg boppam te nekk ci niveau bii
niveau bii maanaam ma defal leen ko ni ngeen mën a xool parce que léegi moom dañ il faut ñuy indi ay feuilles quoi ñi ñuy waxal la ñi leen di indil ay feuilles léegi nit mënul bëgg boppam mi ngi nii yéen a ngi gis ma def ko nii parce que il faut gars yi ñu leen di indil ay parce que wax kese sax feesalul biir il faut ñu leen indil ok donc bu ñu xoolee bu baax ci suuf fii ñu ngi fi nekk besoin physiologique mooy besoin physiologique fii ci suuf mooy nourriture lekk naan dëkkuwaay tàngoor wala seddaay yii animaux yi la animaux yi ñoo soxla yii animaux yi ñoo soxla yii animal boo gis day soxla lekk day soxla naan day soxla fu mu nekk day soxla tëbu am ay doom ñu tëboonte day soxla aussi tàngoor chaleur n'est-ce pas góor ak jigéen yeeg et cetera et cetera donc bu ñu xoolee fii dañuy gis ni lii niveau ay animaux yi ñooy dundee nii bu weesoo lii nit mënul toll ci niveau bii am xam-xam nit mënul toll ci niveau bii di réfléchir yeewu nit mënul toll ci niveau bii nekk nit animal lay doon nit bu nekkee ci niveau bii rek niveau animal la niveau bi niveau animal lañ koy wooyee n'est-ce pas léegi il faut pour mu jógee ci niveau animal dem ci niveau nit lu tax ñu naan nit la il faut mu nekk ci deuxième niveau bi wala ci troisième niveau bi mooy couleur bi gis nga fu ma def couleur bi fii la ñuy nekkee nit yii yëpp animal la donc deuxième niveau bi moom mooy besoin de sécurité maanaam xar bi bëy bi mbaam xuux bi bu lekkee naan am fu mu dëkk tëbu am doom puub fa saw fa toog fa chaleur beeg seddaay beeg tàngoor bi mooy premier bi après deuxième bi day am besoin de sécurité ñu bañ koo rey mu mun a toog nekk ci jàmm ñu bañ koo rey du marche parce que buggul marche ñu rey ko buggul dem def combat ñu rey ko buggul génn xeexal askanam ñu rey ko buggul ko donc kooku moom bakkanam lay sàmm donc loolu mooy besoin de sécurité besoin de sécurité moo tax dafa ma fa couleur bi mi ngi ni deuxième bi mooy besoin de sécurité n'est-ce pas donc loolu deful waa ji nit gis nga day weex ba léegi donc mi ngi ci niveau animal ba léegi ñaari niveau yi yëpp Maslow mi ngi koy nee na niveau animal la maanaam nit ki bu tollee ci ñaari niveau yi nekkagoo nit léegi lu tax ma coloré ko mooy fii ngay commencé nekkee nit nag fii ngay commencé nekkee nit mooy troisième bi moom mooy besoin d'estime de soi besoin d'estime de soi fa ngay yëgee sa bopp fa ngay fonkee sa bopp fa ngay commencé xam yow yaay kan buñ la laajee yow yaay kan nga wax yow yaay kan maanaam am besoin d'estime de soi réalisation ñëw maîtrise ñëw reconnaissance ñëw respect ñëw xam sa bopp soog a jaamu yàlla xam sa bopp soog a jaamu yàlla boo xamul sa bopp munoo xam yàlla donc fii nii n'est-ce pas non foofu troisième bi la sax dama quatrième bi la safrula trois jégalu leen ma man maa ngi sori de rouge bi laa toll nii rouge bi laa toll ndànk rek ñu def ndànk moo laa ndànk rek pour gars yi mën a comprendre donc wala ñu commencé waat ko à zéro kii moom maa leen ko indil tey donc premier bi mooy besoin physiologique nag askan bu ko yoree moom mooy lekk naan nalaw tëbante loolu animaux yëpp boo koy def n'est-ce pas deuxième bi mooy besoin de sécurité maanaam bëggul dee bëgg na nekk ci jàmm bëgg na nekk ci péex bëgg na di fu soxlaa rek mun a tëbu bu soxlaa lekk bu soxlaa naan donc loolu moom moo tax ñaar yi nii moom mooy premier ak deuxième booy yéeg ci pyramide bi li mooy pyramide développement wu nit nu muy yéegee ci kaw ñun ci ñaar yi lañ toll léegi rouge bi mu ngay commencer di nekkee nit rouge bi mais doo mat nit mais di nga nekk nit donc loolu moom mooy besoin d'appartenance d'amour amitié famille épouse amant besoin d'appartenance xam fa nga bokk xam fa nga jógee xam fa nga askanoo xam ñooy ñan xam fan la ñuy jóge maanaam sa culture nga xam sa culture xam fan nga soqe ko xam nga kan nga war a doon fan nga war a taxawee ci askan loolu mooy bii soriwul de mooy troisième étape bi mooy besoin d'appartenance en rouge moo tax ma defee leen ko en rouge pour wan leen ni lii ba léegi yaa ngi ci danger yewoogoo des na sax appartenance en rouge bleu bi nag ci la commencé nag waaw di nga commencé di nekk nit
waaw nga commencé nekk nit waaw voilà loolu moom mooy bien-être bi être en sécurité yooyu mooy deuxième bi troisième bi moom mooy bu ma lay wax besoin d'appartenance moo def ko en rouge léegi bleu bi nag foofu la nit war a ñëwee nag foofu la nit commencé di mater nit moom mooy besoin d'estime de soi bi ma leen doon wax sànq estime de soi indiloon naa leen livre boobu bu nga xam ne xale yi dañ koy jàngal fii ana livre bi baal nit ma ñëw vite fait dañ ma indi leen ko donc léegi ma ñëw 5 secondes ok très bien tubaab bi nag nasaraan yi moom la ñuy jàngal xale yi livre bii kenn du ko gis Sénégal benn xale du ko jàng lii lan la l'estime de soi ñu def xale bu ndaw bi mus naa leen ko fi génnal l'estime de soi ñu def la xale bu ndaw bi xoolal xale bu ndaw bi ndeysaan dañ koy jàngale ñëw livre bi parlons parents dañ koy jàng doo ko gis ci benn livre Sénégal ci benn école wala bibliothèque bu ñuy won xale yi lii l'estime de soi donc ñun Sénégal tollaguñ ci niveau bi te moom mooy 4e étape bu pyramide de Maslow développement de l'humain mi ngi nii l'éducation la santé la conscience le côté cognitif le savoir-vivre le savoir-faire foofu la patriotisme di yegsee lu mooy l'estime de soi un passeport pour la vie ñi 3e édition livre bi mus naa leen ko fi woon donc moom mooy besoin d'estime de soi mooy bu ma def en bleu bu ma def en bleu mi ngi besoin d'estime de soi donc bu ñu jógee foofu après dañuy dem ci beneen bu ci kawe bi moom mooy besoin d'actualisation de soi besoin d'estime de soi léegi nag ñu ngi ci besoin d'actualisation de soi maanaam développement de ses habilités développement de son esprit créateur l'artisan des idées foofu nag buñ waxoon Sénégal nañ def ay débat d'idées ñu wax Sénégal tollaguñ ci besoin d'actualisation de soi après bëgg fi woote ay débat d'idées débat yoo xam ni dañuy calomnier di fen di sosalaate ne gars yi indil débat d'idées non même ku dem ba toll ci besoin d'actualisation de soi bii nii nekk Sénégal doo ko fa développer développement de ses habilités développement de son esprit créateur de sa subconscience boo ko fa defee dof lañ lay wax bu moo ne di wax ñu ne ko kii dafa feebar dafa dof amul bopp fekk yow niveau ba nga yow yaa ngi ci pyramide de Maslow bi la taxonomie des besoins fondamentaux de Maslow yow yaa ngi ci pyramide bi yaa ngi ci collu ga fii yaa ngi ci collu ga fii ñoom ña ngay fii ñoom ñi ngi besoin lekk naan ak sentir en sécurité ñoom fii lañ ne ci yu mujj yi lañ ne lekk naan sentir en sécurité bañ a dee sàmm seen bakkan yow yaa ngi fii di développer say idées ñoom ñi nga fii ci suuf yow yaa ngi ci collu ga nga bugg a wax pour ñu dégg la parce que da nga bugg ñoom ñu yegg si fii bu yàggee dañ naan dof bi doo wàcc dof bi yow wàccal fii yow dof bi di nga daanu de yow dof bi fii nga parce que fii nga nekk di wax ñoom ñu ngi fii ci suuf du sama jugement yéen jugé leen Sénégal est-ce que newuñu ci besoin physiologique yi nourriture eau logement chaleur wax leen ma leneen Sénégal dans son ensemble c'est pas tout le monde dans son ensemble est-ce que newuñu ci besoin physiologique yi lii la lii mooy pyramide Maslow bi maa ngi ko doon wax suñu étudiants yi chers étudiants lii moo tax ma defar ko développer ko génne ko l'individu cherche à satisfaire les besoins d'une catégorie supérieure lorsque les besoins de la catégorie précédente ont été comblés ma ne nota bene nota bene notez bien nota bene baa ngi ni ma def ko ci ne leen l'individu cherche à satisfaire les besoins d'une catégorie supérieure lorsque les besoins de la catégorie précédente ont été comblés mais munoo ñëw fii munoo ñëw nekk fii toll ci niveau lekk ak naan bëgg a ñëw taxaw fii yow besoin primitif yi nga yor lekk ak naan ngay wër ak nekk en sécurité nga bëgg woote débat boo xam ni donc
ci niveau bii la Sénégal toll te bëggul dégg-dëgg nag dafa mel ni sénégalais dañ leen tabaxee ci nit bu leen di fen lañ gën a bëgg nit bu leen dul wax dëgg boo waxee dëgg dafa mel ni crime Sénégal crime bu gën a gaaw bu ngay def Sénégal mooy ngay wax dëgg booy wax dëgg moom li Sonko di dund rek laay dund lu Sonko di dund rek je suis toujours calomnié comme ni ñuy calomnier Sonko bu may wax yi débat di de ku ñëw ci sama live da ngay saaga boo saagawul da ngay sos boo sosul da ngay fen boo fen da ngay dénigrer parce que saaga da ngay dénigrer wala nga diaboliser ma wala nga calomnier ma lii la Sonko di dund amul leneen moo tax may gis sama bopp ci Sonko amul lu Sonko di dund te dunduma ko Sonko mi ngi ci champ politique bi di fight lii lay dund xaste sos parce que sos mooy ko amul benn preuve di la fenal fen dénigrer diaboliser calomnier même chose lay dund ku ñëw bu ñëwul ci live bi damay saaga wala boo leen gisee lan la ñuy wax ki dafa torox amul dara ku torox amul dara musul a ñaan ku torox amul dara musul wax defal leen ma ket ku torox amul dara musul leen ko gis muy saraxu ku torox amul dara musul leen ko gis mu taxaw fenn di wax soxlaam mais dafa torox du wax soxlaam kenn musu ko may kenn musu ko sarax kenn musu ko abal waaye kooku dafa torox donc c'est calomnier boo la waxee tey nan la kii toroxee mënuñu ko wax lan moo tax nga ne kii dafa jaloux mais mënuñu ko wax da ngay jalouser ku torox mooy jalouser ku amul koo xam ne àdduna moo ko jaral lu ne donc lu Sonko di dund kese laay dund Sonko lu muy dund typique laay dund wallahi la azim chaque jour ñu calomnier ko chaque jour ñu calomnier ma chaque jour ñu saaga ko chaque jour ñu saaga ma chaque jour ñu fenal ko chaque jour ñu fenal ma chaque jour ñu dénigrer chaque jour ñu dénigrer ma chaque jour ñu diaboliser ko chaque jour ñu diaboliser ma xëy la aigri la ñoom la ñuy wax Sonko chaque jour ñu calomnier Sonko chaque jour ñu calomnier ma parce que xamul tax ñoo bokk benn débat d'idée ñoo bokk benn combat ñoo bokk benn idéologie loolu laay wax moo tax ñoo bokk benn ennemi ña koy saaga may saaga ña koy xas amay xas ña koy te kenn ba léegi Sonko fu mu tëdd nalaw ginnaawam bandang man fu ma tëdd nalaw sama ginnaaw bandang Sonko kenn musu gis mu triandé man xameewuñ ma triandé kenn jàpp ma ci triandé kenn musu ko gis muy détourné kenn gisuma ci détourné kenn musu ko gis ñu koy financé financement occulte kenn musuma financé occulte kenn musu koo gis muy sacrifier intérêt askan wi ndax intérêt am kenn musuma gis ma sacrifier intérêt askan wi ndax sama intérêt parce que moom laa def nawle xam nga lan moo tax ma taxaw fu nga xam ni gars yi mënuluñ ma dara parce que Sonko laa def nawle waaw dama ne tant que Sonko duñ ko jàpp loxo ci poos wala muy sàcc kenn du ma ko def wallahi la azim Sonko yaay sama nawle de billaay wallahi man ak yow ba biir bàmmel yaay sama nawle luñ la dul jàppee duñ ma ko mus a jàppee Sonko valeur rek laa lay imposer tant que yaa ngay wane valeur Sonko man sama wet foo taxawee wane valeur ma taxaw fa wane valeur foo taxaw wane vertu ma taxaw fa wane vertu yaay sama nawle de yow rek laa teg soog yow rek yaay sama nawle foo tax fu ñu la calomnier ma fu ñu la fenelee fenal ma fu ñu la sosalee sosal ma fu ñu la diaboliser ma ñoo bokk benn diabolisation luñ lay wax rek lañ may wax waaw aigri la dafa soxor dañ koo raw dañ koo nangam Sonko kan moo la raw gisuma la fenn nga naan dimbale leen ma sarax leen ma Sonko kan moo la raw gisuma la fenn nga naan financement occulte ngay lekk financement occulte Sonko kan moo la raw yaa ngi sa jàmm ak sa salaam la nit am yëpp am nga ko man mii la nit am yëpp am naa ko te pourtant même chose lañ may même qualification lañ may fëgg man tamit Sonko man Mollah Morgun yow laa nawle woo nag wallaay te doo ma gën a gore de billaay wallaay wër nañ ba sonn ah politique yi wër nañ ba sonn pour jàpp la amuluñ la dara man ñi nekk ci sama monde rappeurs yéeg activiste yéeg lu mu tuddati ñu ne ci mouvement yeeg wër nañ ba sonn jàpp luñ ma dara dama la marquage à la culotte leer ga nga yor leer googu laay dama la topp ak leer c'est-à-dire du ma nangu nga raw ma des ci lëndëm leer gi rek da ngay teg ma teg la choc rek waaw leer ga nga yóbbaale man chaque jour ci leer googu dama ciy jëriñu rek moo tax man ne ñoo bokk benn philosophie ñoo bokk benn concept ñoo bokk benn point de vue ñoo bokk benn idéologie politique les gens disent non kii day politique mais kan moo politique li yéen xam nga lan mooy politique ñëpp ñooy politique everything is politique DP ñoo ko wax de président
everything is politique nasaraan bi ñëw ne la politique on l'a fait ou on l'a subi la politique on l'a fait ou on l'a subi kenn mënul rëcc ci politique politique lenn kese la c'est l'art de gouverner c'est l'art de bien faire l'art de diriger la cité kese mooy politique léegi sénégalais bu dof bi bu jàngul bi bu gëstuwul bi bu boppam tëju rek mooy taxaw ne la yow da ngay politique mais xamul luy politique nit bu ne da nga war a politique amul kenn ku warut a politique te koo gis mi ngi politique na muy doxalee loolu la ñu woowee politique na ngay doxalee say mbir sax politique la boo soxlaa dara ci sa papa na ngay ñëwee di wax ak sa papa sax da ngay politique waaw papa jëndal ma dàll yaa ngi xool papa bu ma ko waxee jëndal ma dàll rek direct du ma jëndal de xam nan laa def man damay bàyyi ba mu reer ba suur bu reer ba suur ba tëdd ci piliyaan bi nga xam ni sama yaay ne fa di waxtaan muy reer rek damay ñëw rek ne papa jëndal ma dàll yaa ngi politique oui yaa ngi politique loolu mooy politique parce que calculer nga ni paa bi bu lekkee ba suur naan ba mandi toog ci salle bi di seetaan télé bëgg sa yaay di waxtaan ak moom foofu laay ñëw rek cabaxal ko mi ngi reetaan rek ma ne papa amaguma ay daal de ñu ne waaw parce que mi ngi nekk ci ambiance waaw amul problème naa ko wut da ngay politique loolu mooy politique lu may wax lu ne dama koy wax ci wolof bu simple ngeen comprendre sànq ba léegi moom laay def ci live bi pour ngeen comprendre lan mooy politique man wax ju wolof bu leer nañ laay def la politique on l'a fait ou on l'a subi mooy politique da nga koy def waa mu def la on l'a fait da nga koy def ou on l'a subi wala nga koy dund nga koy subir nga koy yëg da nga koy def soit nga def ko soit ngay subir maanaam soit nga def ko wala mu def la mu dal sa kaw nga dal ci kawam wala mu dal sa kaw loolu mooy politique politique c'est juste l'art de bien gérer la cité on dit pas l'art de gérer la cité l'art de bien gérer la cité loolu mooy politique kese mooy politique amul leneen képp ku lan la da ngay politique nee ko yow wéroo demal nga jàngi demal nga gëstu ji la politique c'est juste l'art de bien gérer la cité fa nga ne l'artisan de nouvelles idées waaye de bonnes idées loolu mooy l'art c'est la création la créativité l'art foo ko déggee c'est la création c'est la créativité l'art de bien gérer mooy ngay créer di indi ay idées di innover l'art de bien gérer la cité loolu rek mooy politique suñu politiciens yi ñëw tilimal politique ba nga xam ni Sénégal dañoo jàpp ni kuñ dégg muy politique rek ñu ne non da ngay politique léeg-léeg la yow moo laa yow léegi yaa ngi politique yow looy def yow yow looy def c'est dommage réew mi gars yi war nañ leen dugal war nañ leen yóbbu jàngal leen de war nañ defar seen bopp yi de trop d'ignorants la vraie politique loolu mooy la vraie politique loolu mooy politique léegi nag nit yi suñu askan wi wala suñu politiciens yi ñoo ko tilimal Senghor yàqate ko dem jël idéologie babylonienne bi indi ko mooy le socialisme Abdoulaye Wade dem jël idéologie babylonienne bi ñëw indi ko c'est le libéralisme Macky Sall pareil Abdou Diouf pareil c'est le socialisme Macky Sall dem jëli l'idéologie eurocentrique indi moom tam teg boo demee États-Unis loo jël ay démocrate républicain loolu c'est pas sénégalais démocrate républicain ay ñoom Trump ay ñoom Barack Obama démocrate yi am luñ gëm républicain yi am luñ gëm ñii ne ñoom gëmuñu góor jigéen bëgguñu ñenn ñoom góor jigéen dafa am fii ay droit et cetera loolu ay idéologie la idéologie maanaam ni nit di xalaatee ni nit am vision am lay def en idée loolu mooy idéologie du ay tur kese de Macky Sall taxaw ne républicain la xamul sax luy républicain Macky Sall du républicain Macky Sall c'est un libéral loolu yëpp nag ay xelu ak ay xalaatu nasaraan la lu fi dul patriotisme du xalaatu Sénégal lu fi dul panafricanisme du xalaatu Afrique ñun ay Sankara la ñu wax ay Lumumba la ñu wax ay Kenyatta la ñuy wax ay Nkrumah la ñu wax ñooñu c'est des panafricains le panafricanisme
le panafricanisme, que ça soit clair. Donc idéologie panafricaine loolu Sonko kese ka fi teg léegi nag nit ñëw n'est-ce pas di xas Sonko naan noo ci nangam te amoo amoo lenn loo mun a indi loolu kenn du la faale. waaw parce que ñoom ay idée ay xalaat rek la ñu am waaye Sonko non dëkk bi gars yi dañuy sàcc na Sonko nan la mën a def te sàccut Sonko dafa war a sàcc Sonko dafa ne parce que ñoom dañoo jàpp ni ñoom sax bu ñu toogoon place Sonko boobu dañuy sàcc moo tax ñuy xalaatee en tant que xalaatu xelu sàcc parce que am na ñoo xam mënuñu comprendre te mënuñu accepter ni Sonko sàccut non un sénégalais non jàkkaarloo kees non jógee tuddati impôt et domaine milliards yi ne fa te sàcc ko non mënul ne yow yaa ngi gis sa bopp de ku ko xool xam ni yow sàcc nga ku la xool xam ni triant nga parce que déjà tu t'es jugé tu t'es directement jugé jàppoo ko jàppaanoo ko Macky Sall moo la gën a nekk bandi foofu bu ko jàpp ko ay ministre mu nekk bandi foofu bugg leen jàpp ko sa procureur Macky Sall teg ko fa mu nekk bandi foofu bugg ko jàpp ko yow nga bugg koo jàpp inconsciemment ci sa biir mind parce que yow triant nga parce que yow njublang nga parce que yow sàcc nga bëgg a juger Sonko ci sa jikko parce que lan yow kon yow boo jàkkaaroon na kees bi tibb ko Sonko mënul ne man gis naa ñuy xalaatee noonu non trésor ku fa jaar booy milliardaire ngay doon milliardaire kon yow kenn yàlla tabaxul lenn lu baax lu mun a jaar trésor di def lu baax kon loolu yàlla defu ko quoi yàlla moom mun na lu ne mais tële na la def nit bu baax quoi buy gis alal du bëri te du alalam te du ko laal yàlla munul loolu de amul kàttanam amul mën-mënam te yàlla moom da ko jomb nga jombale ko yàlla ngor jom gore nga jombale ko yàlla parce que le fait de dire à cette personne que munul nekk rek mooy wane ni yow doo gor yow sàcc nga waaye tamit jombale nga yàlla ni war munul def kenn ku baax ku war a ñëw fekk ab kees bu moomul dërëm te du ci laal dërëm yow jombale nga sa bopp jombale nga ko sa bopp non c'est dommage nag c'est dommage Sénégal lu koy defar gis ñëwagul de Sénégalais yi ñoo foncièrement malhonnête extraordinairement malhonnête intérieurement ba nga xam ni non gis nga way nit tànk bu yàqu gaañu mu dañ koy faj bopp dañ koy faj bët xam nga lan lañ mënul faj xol bu yàqu kenn mënu ko faj xol bu yàqu kenn mënu ko faj ku xolam yàqu c'est fini jahanama rek safara rek tànk day yàqu dagg ñu dagg ko defar ko wala ñu dagg ko wala ñu defar dinañ ko defar daal bët ñu defar nopp ñu defar lépp la ñuy faj waaye xol bu yàqu xol bu lëndëm xol bu amul leer xol bu soxor ñuul bon kenn safara rek ko koy defar safara kese moo koy baxal moom kese lii moo bëri ci réew mi baaxoo mais bàyyi li di baaxoo ñëpp a war a bon Sonko mënul toog trésor te sàccul déedéet mënul ne waaw dafa war a sàcc kon sàcc na nga rek nga gisé ko sàcc na bàyyil bañ jàpp ko da doo ko wax mais kuñ jàppagul nan nga mun a yow nga bëgg a toog tribunal de ta conscience de ta propre conscience yow yaa fa nekk juge ci sa biir xel mi juge nit ki te ñu la gën a nekk bandi bu ko jàpp mënuñu ko jàpp nga foog ni ñooñ dañoo bëgg rek pour bëgg ko nii rek ba tax jàppuñu ko Macky Sall bu amoon lu muy jàpp na ko bu yàgg dóor ci kaso bi lu ndaw lu Sonko am Sonko dañ ko dàq kër gu mu am bu muy liggéey da koo takkale loolu ñëpp dégg nañ ko da koo takkale cité góor gi da koo takk mooy fu mu dëkk da koo takkale banque yi sax xam nañ la da koo takkale ba mu mat ñu radier ko fonction publique radier ko impôt et domaine mu teg fa syndicat boobu ba léegi mi ngi dox moom moo ko créé esprit révolutionnaire boobu dafa mus a nekk ci moom mu teg fa ci biir impôt et domaine syndicat bi di dox ñi
première fois Sonko def loolu pour gars yi di casse seen droit waaw malgré yaa ngi ci état bi yaa ngi liggéey mais da nga war a casse sa droit doo mbaam xuux doo mbaam àll Sonko di def loolu ñu ñëwati Sénégal yëpp nalaw mu am benn député assemblée nationale benn député yi nga xam dañ koy sax maye Macky Sall tibb lépp taxaw Sonko am benn kese député 16 millions d'habitants benn député lañ votel Macky Sall 16 millions d'habitants yi taxaw ne dañoo bëgg seen réew avancé bëgg seen réew émergent bëgg seen réew taxaw bëgg seen réew fu yeneen réew yi taxaw bëgg seen réew am démocratie bëgg seen réew am justice bëgg seen réew am égalité bëgg seen réew am souverainisme souveraineté nationale bi bëgg seen réew tàggoog CFA bëgg seen réew tàggoog nooteel ñu votel koo xam ni loolu lay wax moom nee na souverainiste la moom nee na anticolonialiste la moom nee na anti impérialiste la kooku noonu di wax loolu yëpp 16 millions yi ne bëgguñu la moom kese mooy benn député la am la ilahi lépp lu sénégalais yi bëgg rek moom ma nga ca sénégalais yi benn député lañ ñu def ko député mais ako gore malgré que benn kese lañ ko def mu nekk ci assemblée nationale di rayante junni nooxóor moom Sonko moom kenn kese biir assemblée nationale chaque jour nga gis ko est-ce que mës nañ ko dóor déedéet est-ce que mës nañ ko gi du leen sax topp ci yow parce que c'est des animaux sauvages lañ fa teg bu ñëwee indi ay idée pertinence am gars yi saago ko député bu ci topp saago ko ay ndey waaw jiñ ko rebelle jiñ ko nangam xas ko wax ko di n'importe quoi ndeysaan même assemblée nationale débat d'idée ab peuple débat d'idée bu dee assemblée nationale peuple bi boo bëggee xam seen idéologie xam na dama xool assemblée nationale bi dama xoole assemblée nationale bi ni ñuy réfléchir ni ñuy xoolee ni ñuy def ni ñuy waxtaanee ci projet de loi yi nga xam dëkk bi ni ñuy xalaatee parce que assemblée nationale dëkk baa fa bàyyi ñooñu c'est les représentants du peuple boo bëggee xam peuple ba xoolal représentant mais yomb na boo bëggee xam l'analyse la réflexion le niveau de réflexion des sénégalais xool ko ci assemblée nationale parce que ñoom ñoo nekk les représentants du peuple nit bu nekkee sa représentant kay sa waay ni muy waxee noonu nga waxee nit bu nekkee sa représentant nit bu nekkee sa porte-parole li mu wax yaa ko wax loo kon ñu ne assemblée nationale la ñuy wax seen xeex ya seen waxi dof ya seen dóorante ay kurfeñ seen dóorante ay kuur seen saagante ay ndey mais ñooñu ñooy sénégalais yi mais loolu la ñooñu ñooy sénégalais yi man bu ma yónnee nit mu représenté ma fee lu mu wax kay man noonu lañ may gisee ñëwaguma mais lu mu wax rek dañ naan ah moo ko wax donc seeni xalaat yéen bu ñu bëggee xam seen peuple bi Sénégal suñu peuple bi ni ñuy xalaatee dama xool assemblée nationale lii rek la ñuy xalaatee moom mooy les besoins primitifs yii la lekk naan bum dóorante kurfeñ sànnantey dàll mbëkkante xeex saagante ay ndey mais c'est le peuple sénégalais c'est le peuple sénégalais parce que c'est des représentants du peuple sénégalais mais donc c'est le peuple sénégalais vous voulez quoi l'Assemblée nationale reflète le peuple sénégalais parce que l'Assemblée nationale ñoom ñooy les représentants du peuple bu ñu dee dañuy saagante ay ndey c'est le peuple ñooy saagante ay ndey bu dee dañuy dóorante kurfeñ peuple bi amuñu argument dañuy dóorante kurfeñ ne ay xar ak ay bëy bu dee dañuy bumaxante di xonjamante mais peuple bi la donc l'Assemblée nationale mooy juste échantillon peuple sénégalais bi moom mooy exactement le reflet du peuple sénégalais y a rien d'autre y a absolument rien d'autre boo gisee assemblée nationale toll ci débat di high level di wax di teg sujet bi gars yi ñëw di jaay xam-xam di daanalante ci ay argument di daanalante ci ay argument yu solide gëstu gis vision boobaa nga xam ne nag peuple bi gars yaa ngay réfléchir mais nu muy ngan yëpp benn Sonko fa ne di wax waxu nit man balaa maa dee député du diaspora ou de la diaspora xawma député de la diaspora mais c'est qui mooy gel boobu député de la diaspora c'est quoi député de la diaspora et représente quoi kan lay xeexal kan assemblée nationale Dakar la toog den député diaspora kon xanaa moom lépp lu am rek diaspora bi la war a waxal
bu ñuy défendre ministre du budget bu taxee ñoom diaspora bi lay wax ministre des sports diaspora bi lay wax ministre de la santé diaspora mais non mais c'est tout est politique. Tout est politique tout est politique au Sénégal Sonko moo fay ne di wax waxu nit bu ñëwee sol simple ñëw indi ay idéem di débattre. Oui monsieur le ministre vous avez dit que tel am na mais dañoo gis ni def nga détournement tel de nangam def nga nangam nga gis après xam nga kan mooy si ñëw benn Moustapha Cissé Lo moo fay jógee wala benn genre espèce El Hadji Diouf wala yaa commencé ko saaga yow dañoo fes yow merde yow gis nga yow da ngaa yabaate yow ko ne ku yabaate nga commencé ay non mais caa te ñooñu ñëpp nag peuple bee leen fa def de peuple bee leen fa teg de day ñaan député de la diaspora quoi yow ko kan ngay représenté man loolu laa bëgg xam quoi man de représenté woo ma vraiment te tamit représenté wu leen député de la diaspora bu toog assemblée nationale ne moom mooy député de la diaspora mais qu'est-ce que t'as madame qu'est-ce que pour la diaspora faatu lan nga def non mais Sénégal askanu caaxaan dëgg la askanu caaxaan dëgg la scrutin yoo xam ne nga gis ku ñëw nalaw bay dee ñu ñëw rek benn loi rek oui ou non yëkkati leen loxo rek gars yi ne nii ne Macky Sall ne parce que ñoom dañuy xool ñoom am na député yu ko wax sax sama yoon neew ci li ñuy voté damay xool bu fekkee Macky Sall moom loolu la bëgg rek dama naan waaw député taxaw Sénégal ba Sénégal daj wax carrément ne man bu ma yëkkatee loxo rek c'est parce que loolu